asalaamaaleykum mbokk yi jërëjëf ci déglu bi ci iRadio édition spéciale ñu jagleel ko lii di robub Sidi Lamine Niass PDG groupe Walfadjri génn àdduna ci talaata ji jamono ji ñu koy waajal fële ca l'hôpital principal fële Rebelle du Col bi laata ñu koy yóbbi ca néegi Yoff maa ngi toog ak Ngagne Diagne ñu war ci ànd dikk ak yéen ci xilaasub groupe boobu nañ ko soseek yu ni méngool lu ko jiitu dañuy dem ca bërëb ba nga xam ni fa la ñu koy waajale muy ca l'hôpital principal ndaw la ñu fa teewal mi ngi Maram Ndiaye salaamaaleykum. salaam Khalifa Diakhaté. yaa ngi ci levée du corps bu Sidi Lamine Niass. ndax mën nga ñu àggee mbir yi nu mu tëdd ci l'hôpital principal ca morgue ba. ñu ngi fi nga xam ni comme ni nga ko waxee rek mooy hôpital principal bu Ndakaaru si morgue bi mu doon bërëb boo xam ne rek fi la ñu war a yëkkatee dépouille Sidi Lamine Niass fas yéene ko jébbal boromam fële sa Yoff si xibaar yi nga xam ne moom la ñu amagum. mais nag Khalifa lu ñu njëkk a constaté mooy ñun bañ fi yegsee yàgg na daanaka 13h fii la ñu fekk waaye ñu nag mbooloo mu ñu fi fekk yëpp kenn mënagul dugg jamono ji si biir morgue bi ndaxte dafa fees dell. muy monde presse bi muy autorité yi ñoom ñëpp ñu ngi nii si bunt bi jamono ji may àdd ak yow mënaguñu dugg fi nga xam ne moom moo di fa la ñuy amalee li nga xam moo di cérémonie bi. c'est la République qui est là parce que gis nañ fi léegi président du conseil économique social environnemental Moustapha Niass mi ngi nii otoom taxaw mënagul wàcc. yaa également comme ni ma ko waxee léegi le monde de la presse yaa fi nga xam ne yàgg naa liggéey ak Sidi Lamine Niass muy Aliou Ndiaye démb nekkoon na en direct ak yéen mais tey dañ koy laaj rek mbooloo mi nga xam ne moom lañ fi fekk Aliou est-ce que dafay firndeel ni boroom muy Sidi Lamine Niass moo toll ni nu mel. effectivement mi ngi maa ngi nuyu am gërëm delloo di jàll Sénégal yëpp nga xam ne moom la ñàkk di Sidi Lamine Niass mais ni ngeen fi gis mbooloo mi ak ni mu toll dimension Sidi Lamine Niass je pense que ñun ñëpp remarqué nañ ne hôpital principal man mës naa fi ñëw plusieurs fois ay xew ay mbir yu demee nii maanaam li ñu génn àdduna ñu ñëw di leen gunge waaye tey liñ fi gis defe naa ne mosuñu ko fi gis donc dimension Sidi Lamine la liggéeyu Sidi Lamine la ay àndandoo Sidi Lamine la ay nit yu mu jëflanteel la dans la vie ñun ñëpp ñoo fi dajaloo tey ñoo ñëw tey pour gunge ko donc loolu moo tax tey nit ñi ñu bëri fii day wane rek ne li mu liggéey am na solo participation ci construction Sénégal aussi am na solo. xam naa ne sollicitation bi bëri na mais laaj bu mujj bi rek mooy tey Sidi dañ koy gunge si këram gu mujj lan moo la gën a marqué si yow nga teg ko si nopp ñi nga xam ñoo di auditeurs yi. waaw Sidi moom xam nga bu ñu bëggee wax li ñu gën a marqué li ñu marqué ci moom bëri na quoi mais lenn moom jàng naa ko ci moom muy benn phrase boo xam ne. daf ma ko doon répété souvent daf doon wax Aliou kaay jiite mooy kaay ñu yeb la et kaay ñu yeb la moom ñaari sens la ko joxoon daf doon wax yëpp mooy ñu fontoo la mais yëpp aussi mooy jël lu diis yenn la ko donc mu ne kaay jiite mooy kaay ñu yeb la moo tax fu ñu ne ma kaay jiite rek damay jàpp ne mooy kaay ñu yeb la. ñu ko jaajëfal baax a baax Khalifa Diakhaté moom Aliou Ndiaye laataa rek moom ñu koy jël ki nga xam moo di Serigne Mansour Sy Djamil moom moo fi ñëwoon. moom Serigne Mansour Djamil nag daanaka lu métti woon la mu yëkkati ay kàddu di ko témoigner ci Sidi Lamine Niass ay lii di rangoñam sax jot na tuuru ndaxte mënu ko woon génnee ndaxte moom nee na Sidi Lamine Niass moo ni ko woon moom mooy mentoram mentor googu nag ba seen ndaje bu mujj dafa jël doomam ni ko soo ma gisatul kii mooy sa waajur loola waral amoon na jafe-jafe moom kilifa gi mu yëkkati ay kàddu jëmale ko ci ki nga xam moo di Sidi Lamine Niass. keneen koo xam ni yegg si na fi moom moo yor kàddu ko famille Tidiane fële sa Tiwaawan muy Serigne Pape Malick moom Pape Malick yegg si na fi délégation Touba également seen nañ leen fi mais luñ fi gën a ràññee mooy Touba mooy ñi nga xam ñoo di taalibe yi jamono ji ñoom ñoo fees dellu si bunt bi ak monde presse bi yëpp mais comme ni ma ko waxee rek si njëlbeen jafe-jafe la ñu am ngir mun a dugg si biir bërëb bi gunge ki nga xam ne moom moo di Sidi Lamine Niass si këram gu mujj. xanaa laataa ma leen di jox ngeen may jëlaat wet gi ma jëlee leen beneen kàngam ci presse bi rek. moom it mu yëkkate ay kàddu teg ko si ki nga xam ne moom moo di Sidi Lamine Niass ñu ngi ak le doyen Bakary Domingo Mané doyen yaa ngi en direct sur iRadio
Sidi Lamine Niass tey ngeen koy gunge si këram gu mujj yow mbooloo mi d'abord naka nga ko gisee ba yéen sax mën a góoleen egg fi nga xam fa la ñuy amalee cérémonie bi. d'abord mbooloo mu takk moo fi nekk day wane ni que li ki fi jógee daf ko liggéey c'était vraiment l'homme du peuple boo xam ne daal buy xeex démocratie yu jotee dafay taw ak tembe voilà donc loolu la ñu ràññee si moom si bien que voilà tout le monde s'est retrouvé en lui donc loolu moo tax ñun en tant que taskatu xibaar parce que si famille la donc vraiment il fallait que ñu ñëw def témoignage bi parce que maa ngi fàttaliku daaw bu ñu def marche contre la presse maanaam nag moom ñoo dendoon di marche obélisque n'est-ce pas de RPS nga xam ne vraiment ku am yitte moo jógee fii tey koo xam ne dafay xeex ngir vraiment liberté de la presse liberté d'expression moo fi jógee. Ibrahima Lissa Faye dafa naa ne tey jii presse bi te am nañ ku ñu ñàkk ab kàngam patron boo xam ni kàngam boo tudd fii rek ci Sénégal que ce soit muy ñi demoon groupe Futurs Médias E-Média D-Média ñoom ñëpp ci tànku wala boog ci loxo Sidi Lamine Niass la ñu jaar kon tey jii presse bi ñàkk nañ. waaw léegi effectivement presse bi ñàkk nañu et moo waral tey presse bi yëpp mobilisé wu te tey journaliste yu gëj a gis nga fi gis ñu teew ngir gunge Sidi ci këram gu mujj et wax dëgg fa yàlla boo gisee mbooloo mi nekk fi rek nga xam ne Sidi nit ñi ngi ko dugaloon seen xol et aussi défenseur u peuple bi la woon et wax dëgg fa yàlla tey gis nañu ne Sidi nit ku màgg la woon li fi dajee ci ay nit li fi dajee ci ay kilifa li fi dajee ci ay journaliste lépp. di ko jaajëfal baax baax moom Ibrahima Lissa Faye ñu jeexal rek ak Adama Sow nekk taskat xibaar moom it am lu mu seq ak ki nga xam moo di Sidi Lamine Niass seen kat parce que yéen ñaar yàgg ngeen di daje te kenn du yëg ngeen di waxtaan ana lan nga ñuy dénk si moom. waaw Sidi bon li ñu mën a dénk mooy peut-être ñoom Alsane sax ñoom a ko gën a xam ñoom Mamadou wala ñoom boobu waaye man li ma mën a seede ci moom rek mooy confidence yi ma doon defal. ñun ñaar rek li ma gënoon marqué mooy que dafa pareloon boppam bis bi ba ci perkaalam diñ ko yóbboo ba ci parfum yi ñu koy defal dem na ba jusqu'à ces détails là et il avait toujours son sacoche pour préparer le jour donc suñu nee moom dee bu bette la xëy na bett nit ñi mais moom bett ko en réalité loolu dafa marqué parce que voyagé woon naa ak moom ñu bokk ay néeg muy wax ci moom personnellement et toujours sacoche mu ngi ci wetam sacoche boobu donc loolu dafa marqué ci bopp c'est-à-dire il était prêt à partir à tout instant et ça c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué chez lui. kon yow mbooloo mi dara bettu la si. non du tout au contraire parce que bis bi wax nañ ci waxaat ci nit ñi la bett mais moom bett ko nee naa la ba perkaal bi ñu koy kiyee tey moom ci boppam moo jënd na ko teg ko wut ay parfum wut lépp teg ko déjà waaw dafa pare loon bis bi moom waaw. kon Khalifa yow yaay xool rek ba xam dañuy woyal wala boog ñu jox la. li ñu la bëgg a laaj li ñu la bëgg a laaj mooy ndax am na waxtu wu ñu jàpp ne si lañ fay jógee pour dem Yoff ou pas. jamono ji nag njiitu réew mi ak dispositif bi nga xam ne moom la ñu gis njort nañ ni moom moo fi ñëw. très bien donc looloo waral tey ji mënaguñu wax exactement ban waxtu. la ñu koy yëkkati d'abord il faut que ñu régler mbooloo mi nga xam ne ñoom moo nekk si bunt bi. parce que sànq dañoo mujjee forcé jaar si buntu mag bi mais dañoo ñëwaat fekk ñu bloqué yeneen porte yëpp parce que it bërëb buñ koy amalee doon na bërëb boo xam ne bërëb bu ndaw la am na yenn taalibe yi sax dem nañ ba ni ku mel ni Sidi Lamine Niass levée du corps am dañ ko waroon amalel si bërëb yu mel ni place de l'Obélisque muy place de la nation léegi ndax xam nañ mbooloo mi nga xam ne ñoom ñoo koy wuy si donc looloo waral jamono ji jafe-jafe la mais kenn ngi tamit si kàngamu nguur gi ñu jox ko rek moom it mu wax ñu tuuti si Sidi Lamine Niass mu Youssou Touré. waaw kay ñu jeexal kon ak Youssou Touré ñu jeexal ci yow rek tey jii Sidi Lamine Niass dañ ko war a gunge yóbbu ko si këram gu mujj muy këru dëgg gi. ana yan kaddu wala boog lan moo doon marqué si Sidi ndaxte yàgg nañ la seen ngay toog si plateau am ana lan nga koy wax. waxuma la rek seen si plateau mais Sidi Lamine ñun buñ demee di toog si télé di def ay débat Sidi Lamine. ku gore la bu ma ko xamee ba léegi mos sa organiser dara te invité wu ma mënoon na ko bañ a def parce que nag ab simple jàngalekat laa gis naa aussi biir bu Walfadjri lu mu fay def bis bu nekk wax dëgg yàlla donc dem gi dem bu ñu bett la mais aduna bindee noonu
ñu ngi koy dénk yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ko dénk yàlla buur bi Sidi Lamine lu mu def si réew mi ku ne def nga ko si wàllu en tout cas ngay yore ab groupe de presse sa groupe de presse nga ubbil ko ñëpp seetoo ku la xas seetoo ku la wax lu ñaaw mais da nga fab groupe de presse ku ñëw nga ne ko waxal man loolu tax ñu xam ma donc te waxuma ko lu may wax man dama ko gëm mosuma raté moom président Sidi Lamine Niass boobu dara yoruma ko yore samay sagar attaaya moom la ku ñu xam fii rek attaaya si la te ñun ñii ñu ko foon bis bu nekk donc dañ koy ñaanal yàlla xaare ko àjjana yàlla yërëm ko aaral ko njabootam bu fi des. kon Khalifa Diakhaté yaa ko déggandoo mu nekk ki nga xam moo di Youssou Touré ñi ngi toppal auditeurs yi rajo yi nag li nga xam ne moom moo fi xew ñi ngi jéem a xool naka la ñuy def rek ba jéem a dugg si biir ngir rek teewee li nga xam ne moom moo di cérémonie bi laataa ñu koy gunge ba fa li nga xam ne moo di Yoff. jërëjëf mi ngi Maram Ndiaye kon ñu wéy ba tey ci édition spéciale bi ñu jagleel levée du corps ak enterrement bu Sidi Lamine Niass ñu ngi fii ci iRadio ànd ci ak Ngagne Diagne El Hadj Ngagne Diagne ci mbooleem li nga xamante ne wàcc nañu ko ci xilaas gi niki noonu tamit Bokar Alpha Kane ci coordination bi ñu war a dem ba ca Kaolack ngir fekki fa ndaw li nga xamante ni moom moo teew foofule ca Léona Niassène Seydina Aba Gueye fa la fanaani tey jii la fa woon ndax la nga xamante ni jëkkoon nañu ko jibal ci kàddu wala ci yaakaar mooy ci foofu nga xam ne fa la sosoo fa la ñu ko waroon a robe ji ba tey ci suba sax am na lenn ci ay kilifa ci kàddu yi ka nga xam ne moom moo yore kàddub xalif ba muy Ahmad Babacar Niass daal dina wax ni yabal nañu ay ndaw fii ci Ndakaaru ngir ñu waxtaan ak jaboot gi fi ne ngir ñu mën kaa ñëw teg foofu nga xam ni mooy si wetu baayam niki ni ko taalibe yu bari it yi ngeen dégg ci xibaaru digg bëccëg gi njorte woon ak nañu ko nammee waaye la nga xamante ni moom moo ci mën a am rek mooy jaboot gi ñoom ñooy dogal ana fan tey rawatina ti buñ nee dogal jabootay dogal mooy bu fekkee ne dénkaane day am ñaari jaboot moom la ñu koy dénk kon kóolute gi foofu rek lay féete fépp foo xamante ne rek denc nañ ko fa muy si Ndakaaru wala fa li nga xamante ni ci Kaolack ñu njort ne rek lu méngoo la xëy na ak loolu yi di bëgg-bëggam di ndénkaaneem ndax li gën a sacré ci diggante ñay dem ak ñi fi des mooy la ñuy wax dernière volonté Serigne Ngagne. jërëjëf Khalifa Diakhaté di la nuyu asalaamaaleykum di nuyu Bokar ak technicien sëñ Cissé di wax rek ne di yeesalaat njaal di see yeesalaat li nga xam ne démb ba léegi iRadio mi ngi ci lépp lu fa xewee rek ñu dégtal ko auditeurs yi waaye dañuy ñaan yàlla tàppe xol yi ba kàddu yu doon benn ci jëmm jooju ñuy wax Alaaji Sidi Lamine yàlla na yàlla bu ko cat jiitu amiin ci li nga xam ne moo xew ñi ngi ñaan yàlla it yàlla taxawu njaboot gi teg loxo ci njaboot gi boobu léegi dégg ngeen liñ fi jot a taataan liñ fi taataan yëpp ak ñu jot a wax yëpp ku ci ne témoignage bi nga wax mooy am na fu ma féetewul mu ngoog Khalifa àdduna boo ci nekkee te yàlla may la ay bunt yu bari nga mun koo tijji yàlla may la kàttan yàlla ubbil la ay xéewal da ngay nàmpatal nit ñi ci sa bopp tigi loolooy wan bés bu mel nii tigi li ma ci gën a touché nag ci li ma déggugum mooy li Adama Sow wax ne foo ko fekk saag ba perkal baa nga fa ak li koloñ baa nga fa la ñuy waajale kuy dem yëpp da koy def ci saagam même buy tukki da koy yóbbu loolu bokk na ci gëm yàlla tigi waaw jërëjëf kon ñu dem ba Kaolack fekki fa ndaw la ñu fa teewal Seydina Aba Gueye salaamaaleykum. waaleykum salaam Khalifa Diakhaté. Seydina ci digg bëccëg gi kër ga dafa amoon yéene yabale fii ci Ndakaaru ngir diisoo xool ndax mënees na kaa indi foofee ca Kaolack denc ko ci wetu baayam am déet ndax am na lu ci bees lu ñu mën a jàpp ci wàllu woowu. waaw Khalifa Diakhaté comme ci suba ci journalu Antoine Diop bi ni ñu ko waxee woon fii ci Kaolack séq nañu waxtaan bu yaatu ak sëñ Ahmed Babacar Niass mi yor kaddu xalifa gi moom lim ñu xamal mooy seen yéene mooy ñu denc kooku di El Hadj Sidi Lamine Niass fii ci Kaolack fii ci Léona ndax nee na njabootu ñetteen yëpp kilifa gu mës a làqu fii ci Kaolack lañ la denc mosuñoo denc kenn Dakar mu ne moo tax ñoom
bëgguñu ñu denc ko Dakar nee na nag lu seen yéene la waaye jamono jooju ñu doon waxtaan ak moom xalifu Léona Niassène dafa yebal Dakar ngir am ñu dox tàkku jàmm ngir El Hadj Sidy Lamine Niass ñëw denc ko fii ci Kaolack. fi may wax ak yow nag ñu ngi ci jumaawu Léona Niassène ñu ngi toog ak taalibe yi ñoom it ñu ngi xaar ñu indi ko fii ndax loolu mooy seen mbëbët ci lu si ëpp. kon fi mu nekk nii amagu leen lu fa mel ni ñu ngi defar ay ñam di jox taalibe ñuy lekk ba noppi taalibe ci boppam ñu ngi taxaw di xaar ñoom seen yaakaar daal mooy ñëw denc El Hadj Sidy Lamine fii xam naa am na ñu taxaw sax ñu jéem a xool kan moo mën a wax ci ñoom. Aba waaw. Aba li ñu bëggoon laaj mooy ndax xamagu leen lu tukkee ci mission boobu nga xam ni ndaw ñi dox nañu ko fii ci Ndakaaru. ndax waajtaay gi mu ngay woy fële ca principal te it ñu ngi dëgmal Yoff. waaw comme na ma la ko waxee xam nga ci suba dañu jokkoon waxtaan ak sëñ Ahmed Babacar Niass bañ ko jógee daf ne xalif bi dafa ne comme que yebal ñuy dox tànku jàmm ñoom ci famille bi nañu toog xaar ba xam ñooñu lan la ñuy indi ñu doog a yëkkatiwaat kàddu wax lu ci jëm. jërëjëf loolu daal moo lañ ñu fi mujjee wax. ba ñu duggee ci kër xalif bi léegi. jërëjëf waaw waaye ci kër xalif bi kër Ahmed Khalifa ak kër Sidy Lamine bi mu dendal ñu ngi defar ay ñam di jox taalibe yi maanaam daal ñu ngi koy dëj fii. Ahmed Khalifa Niass dafa teew foofu ca Kaolack wala. déedéet Ahmed Khalifa Niass teew fii. yegseegul tax ci li ñu mujjee dégg daal waa bu seen kër ci ngoon jotee la yegg ci Sénégal ndax Dubaay la nekkoon. ci li ñu sëñ Ahmed Babacar Niass wax. waaw kay jërëjëf. waaw fii nag taalibe yi la ñu fi nekkal comme li ma la doon wax te ñoom am nañ kàddu yu ñu yëkkati ndax wax nañ ni seen kilifa googu fii lañ bëgg ñu denc ko am na kuñ ci taxawal. waaw ñu jox ko moom mu wax ci. amul benn taalibe bu ci d'accord. Sidy Lamine lañu am depuis ñu nekk xale lañ ko xam mu nekk kilifa diine gu mag di xeexal réew mi di xeexal Sénégal di xeexal ummatul islamiya di xeexal hadratul ñaseniya di xeexal tarixa Cheikh Ahmed Tidiane tarixa Mouridiyya Xaadiriya kon bu ñu amee tey bés ñu ne dañ koy denc Yoff danañ am lu ñu métti dañuy sànq Sidy Lamine dañuy sànq liggéeyu Sidy Lamine Niass ñun bëgg nañ ñu denc Sidy Lamine foo xamante ni képp taalibe bu jóg da nga daw pour gis ko ñaanal ko taafu ci barkeem yàlla defal la ci barkeem ndax nit yàlla la woon ndax dafa dénkaane woon xamoon na jour bu mu dem moo tànnoon talaata kon lépp daal lu ñu gënal mooy ni ñu indi Sidy Lamine Niass Kaolack dem ñu ko ci kanamu baayam dem ñu ci kanamu maam Alaaji Abdoulaye Niass jërëjëf Seydina Aba Gueye di ndaw lu ñu teewal foofu la ca Kaolack nga xamante ni amoon nañu yaakaar ñu daal di ko fay rob ba sax am na ndaw lu ñuy yebal ngir mu ñëw ñaan si njëkk fii ci Ndakaaru ndëkk fañ koy waajale ngir denc ko fa mooy ca néegi Yoff ya loolu yi am góor daal dina fay teew waaye mi ngi Maram Ndiaye moom mu nga fañ koy waajale nekk ca l'hôpital principal mi ngi Maram Ndiaye asalaamaaleykum mi ngi Maram Ndiaye moo war a dikkax ñu léegi ngañ ci fa ñu koy waajale waaye moom jiitu na leen sa wàccaay ga ni ki na nga ko waxee léegi Adama Sow biral na ko mi ngi Maram Ndiaye salaamaaleykum. am loo xam sant yàlla bu baax a baax a baax bu baax dem na ku am njariñ pour Sénégal dem na waaw ci di mën naa leen wax ne que su ma daan def yu am importance comme di tudd sama doom moo koy tudd comme ñuy maye ci sunu kër sama rakk wala ku mën a doon foofu sama papa moo ñu ko waxoon moom moo koy def beneen bi am na benn album bu xam ne Sénégal yëpp xam nañ ko muy album ñu tuddee Égypte album sant amoon dañu Grammy Award ñooy dem album dama ko woo ne ko Sidy dafa am ci lu ma dugg muy musique yoo xam ne que dama ci war a wax tagg Rasulullaay ba pare wax ci sunu mag ñu baax ñi nga xam ne ñoo fi def jaloor yu mag ci wàllu lislaam maa ngi fàttaliku ñu may woy Cheikh Ibra Fall ba ma ko woyee ba pare man dama doon wax Cheikh Ibra Fall jàmbaar ji mu ne ma déedéet kàngam bi du ma ko fàtte mukk ak yeneen yoo xam ne que dañ ko taataan si moom ci ay waxtaan privé yoo xam ne yàlla defoon nañu mën ko am ndax dëkkandoo bi ndax proximité bi
yu bare yoo xam ne jàng nañ ci lu bare te ñun buñ duggee ci presse Sidi Lamine moo tax moom la ñu gis mu avancé moom la ñu gis mu joué rôle moom la ñu gis mu am fit taxaw loolu donc loolu moo ñu encouragé pour ñu dugg ci presse donc suñu référence dem na mais yàlla mi nga xam ni que moom mooy dogal lépp moo dogal nañ ko nangu te yàlla xaree ko àjjana fii nga xam ne moom la jógee fu mu jëm gënal ko te njabootam yàlla aar leen may leen dal ñu continuer liggéey bi te man gëm naa ne liggéey bi du yàqu jërë ngeen jëf. Khalifa Diakhaté mu nekkoon ki nga xam moo di Youssou Ndour. Youssou Ndour di njiital kër gii di groupe Futurs Médias moom moo doon yëkkati ay seedo teg ko si ki nga xam moo di Sidi Lamine Niass loo si mën a jàpp nag mooy bépp doom bu mu am nee na Sidi Lamine Niass moo ko tudd képp ku ñu maye si njabootam Sidi Lamine Niass moom moo ko maye. donc Khalifa Diakhaté laata Youssou Ndour it amoon nañ jëwriñ bi nga xam ni moom mooy wàllu caada di Abdou Latif Coulibaly moom it kaddu yi ni mel la yëkkati kaddu yoo xam ni benn la fii si hôpital principal bu Ndakaaru ñoom ñëpp benn kaddu la ñuy yëkkati teg ko si ki nga xam moo di Sidi Lamine Niass mu nekkoon nit koo xam ni ku liggéeyal Sénégal la ku taxawal démocratie. ñoo ngi ak l'ancien ministre Bamba Ndiaye. Monsieur le ministre, vous êtes en direct sur iRadio 90.3 tey ñuy gunge Sidi Lamine Niass ci këram gu mujj ana lan nga mën a jàpp si moom parce que gis nañ yéen ñaar wax dëgg yàlla ñu jege woon ngeen. waaw inna lillahi wa inna ilayhi raji'un defe naa ne li ñuy jàpp ci ku mel ni Sidi Lamine wax nañ ko répété at ko moo di nit ku baax la nitu yàlla la ku gëm yàlla la defe naa dundam yëpp wane na ko position yi mu daan jël yëpp li ko waral mooy gëm yàlla damay wax ne boo gëmee yàlla xam ko nit ñi dañ naan da nga ñeme ñi naan day xaraw ñi naan day def lii mais loolu lépp du ci am li ñuy jël teg ko ci seen kanam di ko ragal wala ñu di ko yaakaar yow loola du tekki ci yow dara parce que du too ragal ku dul yàlla du too mën a yaakaar ku dul yàlla loolu nag ku xam Sidi Lamine xam ne di ko jooju yore woon na ko moom la incarné sa vie durant du dem yëpp bari na ay yoo xam ne moo ko sax da nga naan moo koy suscité sax waaye bu excès dana jéggi parce que ci ngëm yàlla lay wéeru donc Khalifa Diakhaté kooku moom moo nekkoon Bamba Ndiaye nekkoon jëwriñ fii nga xam ni moo di Sénégal jamono ji loolu lañ fi amagum situation bi nag soppeekuwul. ba tey ji kenn mënul dugg fi nga xam ni moo di bërëb bi ñi ma la jox ñëpp te ñu ay kàngam fii lañ toog ba kaw. ministre Abdou Latif Coulibaly suñu juumul sax dañu moom fii wane na ni kenn mënatul dem dafa tourné. looloo tax moom mu wane ginnaaw daa di dem. jamono ji may wax ak yow tamit takk der yi ñu ngi leen di gën a renforcer fi nga xam ne moo di si hôpital bi muy corps yëpp que ce soit muy gendarme yi que ce soit muy ñi nga xam ne ñoom ñoo féete si beneen corps yëpp daal muy armée beeg ñoom ñëpp ñu ngi leen fi gis parce que mbooloo mi ngi gën di jéggi dayoo ñëpp a nga ñëw ngir rek bëgg a gunge ki nga xam ne moo di Sidi Lamine Niass si këram gu mujj Khalifa Diakhaté. jërëjëf mi ngi Maram Ndiaye këram gu mujj googu yi ñu ngi ko fay waajalal ca néegi Yoff ka fa nekk jamono ji moom mooy Amagor Robert Niang di xaar anam yi nga xam ni noonu la foofu tëdd daañu si digg ak moom si kanam tuuti waaye ngañ ni nga ko waxee sànq rek koo xamante ne nii xëy na nit ñi waajaluñu ko. moom waajal na boppam. waajaloon na boppam te moo tax tey république bi yëpp ngi ci buntu principal. ba xajuñu principal. fi mi ngi di wax na dëgg tëral nañ fa ku ne. tëral nañ fa ku ne. ñuy xaj-xajloo waaye bii dañu ne dafa fort. dañu dem ba booy xool. voilà am na ku nekkaat ci ligne bi jël. ok dinañ si dellusiwaat ñu ànd ak Amagor Robert Niang Amagor asalaamaaleykum. salaamaaleykum Khalifa. alors Amagor yaa ngi fële ca Yoff ca Armelia ndax waajtaayu foofu ngir teeru Sidi Lamine Niass si kër dëgg googi kër gu mu jëm googi ana nan la tëdd jamono ji. Khalifa en tout cas fii lu ñu mën a jàpp ni fii si cimetière musulman Baxiya bu Yoff bu ñu nee cëpp ci bërëb bi rek fekk nañ ni parking bi déjà fees na del bus yi ak camions yi ak moto Jakarta yi ñu ngi gaare nit ñi tamit bëri nañ ci lool. parce que nit ñaa ngi nii am na tamit ñaari pick-up bu jëm yi ñu fi remarqué boo nee cëpp ci bërëb bi rek dafay yaakaar ni sax ni corps bi yëgsi na. waaye nit ñaa ngi nii bëri taxaw naaj bi tàng na lool
mais ñu taalibe ñaseen yaa ngi wàcc am na bis sax buy wàcc ay taalibe ñaseen toll nii. ñu ngi ci biir armeel yi wala ñu ngi ci parking bi. taxaw di xaar ñi yor seen kurus ñi toog ñi taxaw di xaarandi ci yëg ci di cimetière musulman Baxiya ci Yoff. Amagor. oui Amagor li ma bëgg a xam mooy doomu aadama yi ndax ñu ngi ci biti armeel yi wala dugg nañu ci armeel yi di ko xaar fañ ko war a denc. instant bi duggaguñu parce que am na koor yu yëg ci mais ñooñu dañuy denc ci seen néew. mais ginnaaw loolu tamit ñu fi ñëw ngir Sidi Lamine gunge Sidi Lamine ci këram gu mujj ñu ngi fi taxaw. Amagor naaj bi tàng bi ñu ngi ci buntu cimetière bi. Amagor. ndax jege nga ki nga xam ne moo yor armée yi foofu. pour mu ne la ndax certificat d'inhumation indi nañ ko fa. xanaa ma jéem waaw jaase bureau mu ngi foofu ci booru jàkk ji. ok waaw foog nga jëm gëstu xool ndax indi nañ fa certificat d'inhumation pour leer na ne fa lañ koy denc bal dencuñu ko fa. ndax waajal nañ ko ba noppi ci bërëb waaw waaye loo mën a gis rek. waajal ni toll. dinaa ci dellusiwaat léegi. maa ngi jërëjëf waaw loo ci mën a gis rek waajal ni toll. Kaolack bëgg ko. Ndakaaru bëgg ko. melokaan la. dafa war a boole. waaw ku ci ne da nga bëgg. mu jege la. waaye lépp yiw la. lépp yiw la. xam nga ku ñuy xëccoo pour denc ko. ñu ne fii la fee. ku ci ne da nga bëgg a bànneexu ci moom. lépp yiw la. waaye yàlla waaw ñu dellu. acca voilà lépp yiw la. Alaaji Sidi Lamine tey wan na Sénégal ne. lu waay jàppaloon moromam na ko teg ci suuf. daanaa wax ne. koo xam ni kii buñ ko tëralee mënoo koo wuute. suy dund da nga séq ak moom jàmm. ndax tey lu baax lu ne nit a nga koy taxaw di wax. te it muy dëgg ci yow. waaye kon lii dox suñuy diggante. nañ koy far. muy dëgg waaw nañ koy far. mi ngi Maram Ndiaye. waaw Khalifa Diakhaté. da ngeen am élément yu bees foofu. premier ministre yegg si na léegi muy Mahammed Boun Abdallah Dionne. mais ki nga xam ne moom moo yëkkati ay kàddu nii muy Abdoulaye Baldé. maire bu Ziguinchor. ñu daal di koy teewlu laataa ma lay defal état bi. bismillah. Et puis un ensemble de groupes qui rayonnent à travers le monde entier. Donc aujourd'hui, c'est une perte de cet homme qui est un homme multidimensionnel, comme je l'ai dit, dans sa dimension religieuse, dans sa dimension journalistique, dans sa dimension de régulateur social, mais aussi dans sa dimension de défenseur du peuple. Donc je voulais profiter de cela pour présenter mes condoléances à l'ensemble du peuple sénégalais, prier pour le repos de son âme et Dieu l'accueille dans le paradis le plus élevé. Alors Khalifa. oui mi ngi Maram Ndiaye. donc kooku moom moo nekkoon Abdoulaye Baldé. di maire bu Ziguinchor donc ñëw moom it bëgg a teewee li nga xam moo di mbir mi premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne mi ngi nii di ñu romb ànd ak nga xam ne moom mooy jëwriñ bi yor wàllu communication di Abdoulaye Bibi Baldé. donc ñoom it ñi ngi xaar rek pour xam ban waxtu la ñu war a amal mbir mi parce que jamono ji sànq dama la doon wax ñi nga xam ne ñoo nekk si biir. mais nii dama génn taxaw si bunt bi. mais mbooloo mu nekk si biti moom moo ëpp foofu lu nekk si biir. te li si biti ñoom mënatuñu dugg ndax tax der yaa ngi nii taxaw ni leen duñu dugg. que ce soit ngay tas xibaar ndax xalal bi wala dana lu yomb mënta doon soo amul pexe doo dugg si biir. ndax xalal premier ministre bi dana yomb ci sa gis-gis. xalal bi ñu war a xalal premier ministre ndax dina yomb. ci sa gis-gis du yomb dana yomb. du yomb parce que su fekkee moom dafay bëgg a dugg ñu bëri dañ ciy bëgg a ànd ak moom. dana yomb parce que ñi ànd ak moom ñoo bëri tamit si takk der parce que liñ fi fekkoon ak ñi ñëw léegi ñoom ñëpp duggal ko rek la. mais tey jii moom xas na dugg ba nga xam ne fi gënoon metti romb nga ko. léegi lu des rek mooy mu yegg fu ñu war a amalee levée du corps bi muy fii si biir morgue bu hôpital principal bu Ndakaaru. taxawul sax pour wax ak ñi nga xam ñoo di tas xibaar yi. parce que xam na ne bés bu ko defee dina am jafe-jafe ngir mun a egg si bërëb bi. xam ni ñëpp ñëw nañ muy communicateur traditionnel kilifa gi léegi la fi yegg si muy Alaaji Mansour Mbaye moom yegg si na fii moom it ay naataangoom ak bekkaay ñoom ñëpp yegg si nañ fi pour wan ne la rek tey jii lu ma la waxoon sa njëlbeen ba may door c'est la république qui est là parce que institution yëpp yegg si nañ kenn rek moom moo des ndax premier ministre moom su xasee ba yegg si ku si des mooy njiiti réew Macky Sall donc moom la ñuy xaar su ñëwee ñu daal di rek amal li nga xam ni moom moo di levée du corps bi dina jafe suñu nit ñu amal la ko direct mais dinañ fexe ba jéem a xool nu ñu mun a def rek ba tënkal leen li nga xam moo fay tukkee parce que presque toute la presse est là au dehors di leen dëgtal li nga xam ni moom moo fi xew
ici à l'hôpital principal de Dakar. jërëjëf mi ngi Maram Ndiaye ñu xamal la itamit ne principal na mu mel Amagor ma teew ca Yoff nee ne foofu it kenn xaju fa ndax parking yi fees na doomu aadama yi fu nekk jóge nañu fa ngir ñëw teew foofu le mi ngi Maram Ndiaye pour ton information kon ñu wéy ci suñu édition spéciale ak fa nga xamante ni moom mooy ca Kaolack wala rek ca Yoff wala fa nga xamante ni mooy ca principal fu ci nekk rek ci bërëb yooyu ndaw nga fa ngir mën ànd ak yéen ngañ kon ngañ la nga xamante ni wax nañ ko sànq mooy li la marqué ci kàddu yi nga xamante ni Adama Sow daal dina koy jukki ci waxtaan wi ndax Adama Sow it wàllu presse kenn doon ko présenté ci Sénégal ku ci yàgg la kenn du ko ci présenté ñun ñi bi ñuy door moom mu ngi ci nekk directeur général ku ci yàgg la nekk fële directeur plutôt bu 7FM ku ci yàgg la gis nga témoignage yi mu indi waaye ci biir wax ji aussi boo déggee Aliou Ndiaye la mu ko daan yebe kaay jiite ñu yeb la mooy kaay ñu yeb la mais yeb ban yeb ñaari xeet yeb waaw yenn bi nga xam ne moom la ñu tuddee sas ak yeb boo xam ne bii doyadil la defe naa yebu sas lay wax tigi waaw yebu sas waaw mais du yebu ak yebu ñaari yab la doyadil waaye ñaareelu yab bi nga xamante ni doyadil day risqué waaw defe naa du boobu loolu yebub lii la ni ñu koy waxee mooy yebub dañu si soit léegi si tasaare bi ñu ànd ak Amagor Robert Niang Amagor allo waaw Khalifa waaw kon dem nga si bureau ba ana loo fa taataane waaw ñu ngi nii génnaguñu sax si bureau Ibrahima Diassé moom moo di gestionnaire bu cimetière musulman bu Yoff moom mu ngi nii suñu micro monsieur Diassé ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay tëj kay. est-ce que mën nga ñu indil fii la ñuy denc kii di Sidi Lamine Niass. waaw Sidi Lamine Niass fii la ñu koy denc en fin de compte doon bi moo ñëwoon ce matin pour wutal ko place on a fait toutes les formalités léegi dañuy xaar peut-être levée du corps comme vous avez dit à 15h30. kon mat na ndax la nga xamante ni mooy l'information jot nañ kaa dégg kon c'est officiel formalité yi amal nañu ko ñu ngi xaar corps bi kon ni nga ko waxee sànq rek ngañ lépp yiw la te kóolute dafay am solo ci jege ñaale ndax doom bu xësee ba nga féete ka mag lool dafay taxawaayu kilifa te doom dafay jege bàyyi war a mën a taataan ay ndénkaane te ñaare kiy génn àdduna bu dëddoo la ñuy gën a wekk ci li mu fi bàyyi la ñuy njëkk a toppatoo mooy ana lan la dénkaane kon ñu njort rek ne ginnaaw ba bi lew na ba nëgër nii képp ku fa faatu ci kilifa ya fa lañ la denc muy gule tey ñu war kaa denc fii njortees na ni bëgg-bëggam la ndax doomam ju mu jur moom moo dem def mboolem formalité yi kon li nga wax mooy solo bi lépp yiw la lépp mbaax la ñu war ko diisoo njeexital gi moo ci ëpp solo waaw nañu jàppandi ne foofu la nañu jàppandi ne officiellement waaw comme am na waxtaan ci seeni biir te ay kilifa jóg nañu tigi lu ne mën naa soppeeku ci diggante bi waaw kon ñu nit nañu jàppandi ne pour le moment ca Yoff ñu ngi koy waajal même si c'est officiel waaw nañu jàpp ne Sénégal la ñu ne te Sénégal rak dafay topp mag topp bàyyi kilifa waaw kay te puis dimension bi Sidi Lamine am ci diine jamu bokk la mu fa am ci dimension ñooñu tamit xam nga am nañu baat waaw mais nag dama ne lépp yiw la rek yëpp yiw la yàlla na ko yàlla tabal àjjana te cat bañ ko jiitu waaw cat bañ ko jiitu boo déggee Youssou Ndour it wax na ci dëkkandoo voisinage am na solo ndax ñoom seen waajur da leen joxoñoon Sidi que lépp diine bu amee ci kër gi woo leen ko ndax yéen a moom moo dëkk loolu tamit day indi dëkkandoo dëgg la voilà laata muy indi nag voilà Arthia waaw kon ñu delluwaat ci Migui l'hôpital principal Migui salaamaaleykum maaleykum salaam Khalifa dellu di la nuyuwaat. njiitu réew mi dafa accès. yeggseegul mais lu waral li nga xam ne moo di yéex-yéexaay bi jéem jokkoo nañ ak ñenn ñi nga xam ne ñoom ñooy jege famille bi si biir lu ñu xamal rek mooy ba tey ji déggoo moom moo amagul. si fan lañ ko yóbbu. à l'unanimité ay doomam dañoo bëgg ñu yóbbu ko Yoff. tigi waaye kilifa yi comme ni ñu ko waxoon sànq suñu édition bu midi bi ak 13h.
seen bëgg-bëgg mooy ñu yóbbu ko fële nga xam ni moom moo di Kaolack si watu kilifa yi tedd yooyu nga xam ni ñoom ñoo fa tëdd. daanaka am nañ ci firnde léegi ndax Amagor ma ca fële ca néegi Yoff ya moom Amagor daal dinay leeral ne doom ji ñëw na fa ba def formalité yi def këyit gi. waaw gis nga te doomam yëpp tey jii ñu ngi fi lu si gën a métti sax mooy ñooñu ma lay tuddal ñëpp ay doomam ñu ngi si bunt bi mënuñoo tudd. ay doomu Sidi Lamine Niass bu ñu egg fi nga xam ni moom moo di levée du corps fu ñu koy amalee dañ leen a bloqué comme ñëpp jamono ji si bunt bi. donc loolu daal la ñuy xibaar ni moom moo yéexal mbir mi mais dispositif bi mi ngi gën a yokk li nga xam ne moom mooy tax président yegg si fa lañ taxaw nii donc lépp taxaw na institution yi toppaleen te dañ ba fi ki nga xam ne moo di jëwriñ bi njëkk bi donc ñoom ñëpp yegg si nañ. xanaa laataa ma lay bàyyi rek ñu waxtaan Khalifa Diakhaté ak Pape Ngagne Diagne. waaw Pape Ngagne di suñu naataango xam Sidi bu baax a baax liggéey ak moom. grand li nga liggéey ak Sidi Lamine Niass bëri na tey ñu war ko gunge si kanam gu mujj metti na si yow parce que yaa ngi bañ sax mais fekkee ñaari kaddu la sax wax ñu lan nga jàpp si Sidi mi nga xam ne tey ji moom la ñuy gunge si këru dëgg gi. nit yi man bu ma ñemee bañ surtout bu fekkente ni da ngay wax ak man di Khalifa nag ci studio bi. loolu du ma ko lu metti du ma ko bañ. yaakaar naa ne Khalifa xam na raison yi tax loolu. li waral loolu walaay tigi. tey nag xam nga fii moom naqar moo fi am tiis moo fi am ku xam Sidi Lamine Niass xam ni ku ko ñàkk nga ko du la mati. waaw loolu yàlla dafa def man ma dund ko ak moom. te boobu laay gën a nekk xale mu def ma confiance jàppale ma. waaw jàppale ma bu baax a baax. démb avant may def une émission spéciale dafa fekk sama benn doom boo xam ne fa jàngi woon fallait ma jot ko ci guddi gi pour xam ay nouvelle am ma informé ko ne ko Sidi Lamine dafa gaañu mu ne ma Sidi Lamine mooy kan mooy ki la dàqoon. ma ne ko waaw xam nga kon xale loolu lay retenir. tigi mais man li may retenir ci sama dictée looloo ci gën a tuuti. waaw loolu moo ci gën a tuuti. ci jaar ci lépp wax dëgg yàlla loolu mooy li nga xam ni moom moo ci gën a tuuti ndax koo xam ni yaakaar naa ni fu ñu egg tey ci métier bi ñuy def rek moom la. voilà donc loolu nekk loo xam ni tey daan nañu am tiis nag mais tiis bi ñu am ni tey moom wax dëgg yàlla tiis bu rëy la. waaye nag loolu la waxkat ba waxoon ni naxar bi yàgg na fi gën a bees fi am. tigi du ñu def lu dul muñ ak ñaanal ko yàlla rek. yàlla xare ko àjjana yi gën a kawe. amiin di ko ñaanal rek comme ni nga koy Khalifa. ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk également soo seetlu bi mooy ko dékk micro rek jaar na si Sidi. loolu moom mooy ràññee gi loolu it muy wane ne rek dayo ki nga xam ne moom moo fi dëddu tey donc ñu ngi leen di toppal xibaar yi nag. pour jéem a xool ban heure la ñu koy yëkkati. suñ ko kii yëkkatee dinañ topp si convoi bi parce que jël nañ matuwaay yëpp ngir rek tegtal leen li nga xam ni moom moo di gunge Sidi Lamine Niass si këram gu mujj muy këru dëgg gi. jamono ji ñu ngi fii pour rappel si hôpital principal de Dakar pour assister à la levée du corps de Sidi Lamine Niass décédé hier mardi 4 décembre. Khalifa Diakhaté. jërëjëf mi ngi Maram Ndiaye Ngagne Diagne mi ngi dafa wax lu am solo. Pape Ngagne sama doomi ndey ndeysaan maa ngi koy nuyu di ko ziar ku baax Pape Ngagne ku baax la. am na yoo xamante ne sax noppee ko mooy gën wax ko ndax boo ko waxee da nga koy xaw a kii nu ñu koy waxee. waaw kay da nga koy lëjël. waaye Pape Ngagne moom mu ngoog rek. ba lépp bàyyi nañ ko wax yàlla. waaye leneen li nga xamante ni moom moo ci am solo mooy dafa junj ne daanaka kuy taskatu xibaar fii ci réewum Sénégal rek li ci ëpp kon. jaar nañu si ay yoxoom ñu bari nag dañu jàpp rek ne Ngagne ne la nga xamante ni moom mooy Walfadjri ñi mujjee juddu dañu jàpp ne cosaanam Sacré-Cœur la. ñeneen ñi leen mag tuuti jàpp ne cosaanam Médina la. ñu mag a mag sax ba mati maam. jàpp nañ ni cosaan li Médina la waaye cosaan li jéggi na frontière yi Sénégal Ngagne Diagne. bon xam nga loolu xam naa sax dinañ ko gën a yaatal ci kanam. ak intervenant yi. mais cosaan Walfadjri rue 27 angle 20 la. angle 20. ci kër ga Mouba Bikami moomoon. foofu te njabootam ne fa. foofu la débuté ak Abdou Latif Guèye. ci Makkaan. Pokus. si li ñuy wax Pokus mooy Pantere. waaw ca loolu la ñu déparé. Ndiaye wax na ko fi léegi Mamadou Ndiaye ndeysaan. bu emedia.sn. wax na ko fi ndax moom bokk na si ñi gënoon jege Sidi Lamine Niass si collaboration seen sa heure yu njëkk ya. nee na Sidi def na leen. fi ma leen indi xat na. waaye man yaatal naa leen. waaw xam nga fa mu leen indi woon xat na
waaye booba Médina am na nu mu meloon tigi ci ñenn comportement yi ba ñoom si seen slogan ñu ngi tuddee woon mbedd moomu sans loi ñoom moom lañ ko tuddee woon ndax lañ fa fekkoon ca jamono léegi ñu implanté fu lu mel noonu ci pukus boo xam ne dañ ko xaaj ci digg bi mook Abdou Latif ca booba Abdou Latif Guèye booy xool tamit ci jaar-jaar googu ki nga xam ne mooy Tidiane Kassé mooy ki ko mën a seede loolu dinañ ci ñëw ci intervenant ci kanam am na koo xam ne kii mi ngi ñëw ci kanam dina ko gën a yaatal mooy cosaanu Walfadjri fa mu jóge mooy tur bi ñaar ya ca toftalu mooy Walfadjri loroor ana lu ko jur ak fan nañ ko nase woon ci ban conférence la ñu demoon ba Sidi am xalaatu ubbi li nga xam ne mooy journal Walfadjri bi ci des jàppal ne li tax ngeen ndaw ñi maaseek Sidi mooy bi fi Soleil nekkee muy benn journal boo xam ne moo daan joxe xibaar fii au Sénégal mais xam nga toujours aussi bul fàtte ne am na fi journal yoo xam ne ci clandestinité la ñu juddu te Senghor nekk fi président Senghor te nga xam ne joxaguñ leen autorisation pour ñuy wax loolu booy xool ki fi njëkk mooy bu Cheikh Anta Diop professeur Cheikh Anta moo fi njëkk créé journal boobu ñuy wax Siggi la def mais Siggi ca bañ ko bëggee la jël dañ ko ne ñaari jeux yi waroo ko ci woon def benn jeu bi nga ci war a def kon du mën a génn mu delloowaat ko indi leen taxaw xam nga Siggi taxaway magam tigi waaw mu indi taxaw waaw taxaw nag boobu mooy premier journal bi njëkk sësu di concurrencer Soleil xam nga boobu am na dépôt légal xam nga yaa ngi ma yow sax dépôt légal am na ba léegi mais booboo gënoon metti waaw xam nga boo ci tegee promotion bu Boubacar Diop Walf mooy 3e bi Walf day ñëw 3e position kon looloo tax nag ci vers les années 83 nag dajeek génération yi génn ci yéen ñi génn noonu ak ñi leen xaw a mag tuuti nag Sidi Lamine nag ci la misé wu ci xale yooyu tey moo tax tey ku xale boo jox micro génération yi dañ la naan jaar naa fa waaw loolu mooy loolu ci tënk rek mais dinañ ko tënk ci kanam pour ñu gën a xam li xew ci biir ak jaar-jaar yi waaw incha allah loolu moo waral li nga wax sànq lu am solo la parce que moo waral tey xale yu bari dañu foog ne boo yoree kayituk journal rek yaa ngi ko war a tuddee Soleil waaw ndax boobu Soleil rek fi nekkoon dem ba jël ba jox tur wi boo nee da nga naan may ma Soleil ndekete yow l'observateur nga tey mais amoon na mag Dakar Matin. wallaay waaw après xam nga ay tur la yuy ñëw. ba Soleil moom mujjee. gën a lang boo yoree kayit rek ñu ne la may ma Soleil. voilà mu ngoog kon édition spéciale bi ñu jagleel levée du corps ak robub Sidi Lamine Niass li ñu mujj jàpp ci tënk ci xibaar mooy formalité yëpp amal nañu ko certificat d'inhumation bi yëpp defar nañu ko ngir daal di koy rob fële ca Yoff ka nga xamante ni moom moo koy toppatoo moo ñu biral en direct fii ak ndaw la ñu fa teewal di Amagor Robert Niang ne doom ji ñëw na ba matale loolu waaye ni ñu ko waxoon ci digg bëccëg gi ay ndaw bawoo nañ ca Léona Niassène ñëw ci Ndakaaru ngir diisoo ak jaboot gi ñaan leen ñu may ko ñu daal di koy denc ci wetu baayam fële ca Léona Kaolack ca Léona Niassène ca Kaolack nit ki nañu ko baaxoo ba ci jamono yi ngañ wax na ko léegi ndax kat loo gis tey moo ca gën ginnaaw donte officiel na donte lépp pare na li nga xamante ni mën nañu koo jàpp rek mooy maanaam lu nekk mën na cee xew ndax Sénégal réew mu waxtaan la réew mu diisoo la kon mel na ni daal bu fekkente ne ni mbir mi am na daañu ko denc fii ci Yoff bu fekkente ni amul it daañu ko denc fële ca Kaolack lu si mën a am rek daañu ko xool. leneen li nga xamante ni it mën nañ leen ko waxal Ngagne Diagne mooy am nañu kii di fële ca Léona Niassène maanaam ña fa nekk ñoom ba nëgër ni ñu ngi am lool yaakaar. ci ne daal fa la ñu koy rob fa la ñu koy indi ñu ngi koy xaar ak dogu ndax ñoom ci seen gis-gis xel maanaa mënuta nangu kilifa gu ñu toll dayoo bi ñu toll ñu daal di koy beddi ci njaboot gi nga xamante ne nii ñi leen féete mag féete leen bàyyi ba nëgër ni fa lañ leen di rob kon seen xel moo ko mënuta nangu maanaam même bu dee xëy na wax nañ leen ko sax waaye maanaam gëmuñu ko daal dañu ko gëmul ndax mënuñu koo gëm. mënuñoo gëm ni loolu mën naa ne kon amees na yaakaar ne mën nañ kaa rob Yoff ndax pare nañu waaye amees na yaakaar ne mën nañoo deltu gannaaw robi ko Kaolack ndax ña fa nekk sax ñoom mu ngi mel ni nga ne leen jant bi soow lay fële
waaw ci seen gis-gis daal si nañ ñu ko tënkale. waaw du sax maanaam lu ñuy réclamer. wala lu ñuy revendiquer waaye lu seenam xel mënut a daj la. waaw pour wan rek ne coow amul xiiroo amul ŋaayoo amul waaye. tolluwaay moo taxaw tey. tolluwaay moo toll. moo toll foofu. cofee la toll foofu. tamit xam nga ku mel ni El Hadj Sidi Lamine ci askan wi nga xam ne ci la yàlla def mu juddu ci. parce que casquette am dafa bari. juriste bi journaliste bi religieux bi tey nag religieux bi moo yor baat bu mujj bi. religieux bi moo yor baat bu mujj bi. journaliste bi témoignage la mën a def. bon juriste bi témoignage la mën a def mais religieux bi ñooy waxtaan. te gis na am naa yaakaar ne saa yoo déggee mii gi ne président ñëw na. solution am na. tigi yaakaar naa ko. waaw yaakaar naa daal waaw. xam naa daal nattukaay bi daal foofu laa koy gisee. xam naa ni Bokar mu ngi lay xoolu ku xam protocole nga. waaw defe naa ni mbiri protocole daal boo si amee tuuti loo ci corfati. di nga xam ne am na ay signes yoo xam ne ay indice la. waaw indice yoo xamante ne nii. yaakaar naa daal bu ñu ko gisee. lu si mën a am daal ku nekk xam ne dimension Sidi Lamine Niass wane na boppam ci digganteem ak nit ñi. wane na boppam ci digganteem ak Sénégal. wane na boppam ci digganteem ak nguur gi. wane na boppam ci digganteem ak opposition bi. ndax ku nekk wax nga fii ne Sidi Lamine Niass soldaaru démocratie la woon. waaye Mamadou am na lu am solo lu mu wax mooy. moom Sidi Lamine Niass bu daan jël position mën nga bañ a d'accord ak moom wala nga d'accord ak moom waaye lu muy wax bés bu ne dama ni ñëpp daañu déglu yenn yi féete lañ ko fii yeneen yi féete lañ ko fee waaye tey ñëpp boole nañoo daje ñu dem fekki Migui Maram Ndiaye xam naa ni xëy na du ñàkk ba am na lu fa bees fële ci l'hôpital principal ca morgue ba Migui salaamaaleykum. waaw Khalifa maa ngi nii damaa mujjee pour sax ngir mun a àddu ak yow parce que jamono ji mbooloo mu bëri na ba tey ba noppi ñu ngi jéem a xool naka lañ leen di évacuer mais fu ñu seet léegi moom mooy sëñ Maay Cissé nag ku ko wax moom mooy rakku imam bu Medina Baye. moom nag jamono ji ñëwoon na mënu woon dugg mu delluwaat waaye léegi delluwaat na si biir bi. jamono ji fu ñu mujjee dégg si doom yi dañuy lu mu bëgg mooy volonté papaam ñu daal di koy sàmm ñu daal di koy respecté. maanaam mooy ñu denc ko fi nga xam ni moom mooy cimetière musulman bu Yoff jamono ji nag ñoom ñi ngi si biir famille bi ñi ngi si biir kilifa Medina Baye ñi ngi si biir ils sont en train de discuter pour voir finalement ban décision la ñu retenir mais jàppal ne daal fii may àdd ak yow ba tey ji kenn xamagul fan lañ koy denc waaye lu wóor daal mooy jamono ji néewam moom Sidi Lamine Niass ñu ngi si morgue hôpital bu principal yi jotoon ñëw sax ñu ngi leen di gis ñu génn ki si mel ni ki Aminata Tall di conseil économique social génn na léegi ki si mel ni ki nga xam ni moom moo di nekk ku jegi te nekk candidat bi sax mi ngi may architecte bi moom ñëwoon na léegi Atepa Goudiaby Atepa moom it Abdoulaye Baldé idem ñoom ñëpp ñu ngi génnaat di dellu dañoo foogoon ne sax dafa jeex mais premier ministre moom dugg na donc ñu ngi xaar jamono ji daal Khalifa Diakhaté ba xam ndaje boobu nga xam ne moom moo am ci biir waxtaan boobu ñuy amal diggante famille bi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di kilifa bi dina bàyyi fan lay mujjee ngir ñu mën a yóbbu si ci këram gu mujj muy këru dëgg bi jërëjëf Migui Maram Ndiaye kon Ngagne Diagne dafa mel ni la ñu doon wax daanaka lañ njortoon firndewu na ndax doom ji dem na fële ca Yoff ngir daal di matale lépp loo xam ni warloo na ak moom ci wàllu yoon ndax méngale ko ak bëgg-bëgg papa muy dernière volonté dañ ko waxee sànq. waaye am na loo xamante ne nii moo jóge Kaolack ni ki nañ ko waxee seen xel daal moom la mun la nangu maanaam ñu rob ko feneen fu dul Yoff waaye tamit dernière volonté ni ñu ko waxee dafa fort ci doomu aadama. waaye lu ci mën a am rek loolu duñ ci sorey ndax potum biir nekk la. ndax njaboot gu rëy la. njaboot la goo xamante ne nii royukaay lañu. njaboot la goo xamante ne nii seenu way. foog naa ni jarul sax ñu koy ñu si dellu si waat dañu am ñu leen yaakaar. mu ngoog bu ko defee li ñuy def rek mooy toog dëglu ba xam an lan moo fay génne. lépp lu fa génne rek ñu jàpp ne ak jubboo la gu dox ci seenu dëggante. waaye li ci des moom ginnaaw joxe nañu xibaar yi mën nañ jàpp ne potum biir néeg la. potum biir néeg la moo tax xam nga moom laay wax toujours. moo tax ni ñu koy conjuguer ci wax moo bul firnde gum rek waaw gum lii moo ama gum lii la ñu wax a gum booba ba ñuy juboo waaye bul jàppal ne ñeenti waxtu mi ngi weesu
mi ngi weesu te it xam nga ñi ngi jëm ci lëndëm 15 heures la ñu waxoon. waaw 15 heures te waxtoo ngi nii te bu jant bi xonqee dana xaw a ñi ngi jëm ci lëndëm. waaw te yooyu yëpp tamit foog ñu bàyyi ci xel. ndax mbooloo mi ne fii ci hôpital bi. ak mbooloo mi ne fële ca cimetière bi. dis-toi que ne ñi jóge ca hôpital ba bu ñu demee cimetière. boo moytuwul duñ fa xacc. kon loolu tamit te mi ngi guddi googu nag ñu ngi ñaan yàlla. ñu teel a rek juboo ci waxtaan. waxtaan rek ñu waxtaane ko lépp yiw la. lépp yiw la lii waajee ni toll. nit ñi ñëpp njabootam ak jàmbur yeeg ñëpp am cofeel ci Sidi Lamine ci loolu. ci taxawaayam ci réew mi ak na mu daan taxawee. ak fa mu daan taxaw ci réew mi di défendre la nga xam ne ànd na ca ak àndu ca. loolu lépp moo indi bésu tey bii war nag bésu tey bii war na jàngal ku ne bésu tey bii war na laa jàngal. ci na nga war a taxawee na nga war a waxe na nga war a jëfe ku si tey bésu tey bii na ku ne jàpp ne. bésu tey du jaas. bésu tey du jaas. kon nañ ci am jàngat ñun Sénégal. surtout fii ñu dëkkmal. fii ñu dëkkmal te moom gis nga ni mu ci daan taxawee fii ñu dëkkmal. dans 3 mois dans 2 mois ñu dem ca. moom gis nga fi mu ci daan taxawee. kon nit ñi nañu am jàngat ci loolu. nañu jàngat ci loolu ci àndandoo ci rafetoo. ci xam ne mbir mi lu mu mën a demee it. Sénégal rek la. jërëjëf Ngagne Diagne Boucar Alpha Kane ci coordination bi déy na ma léegi ne ab taawam daal dina def déclaration firndeel ne ca Yoff la ñu koy denc. ndax loolu moo nekkoon bëgg-bëggam xam nga wax nañ ko sànq dernière volonté dafay lu sacré te dernière volonté ak koo mën a doon ci àdduna ak cër boo mën a am ci àdduna ak ku la mën a ñaan ci àdduna dernière volonté for na foraay goo xamante ne gëw ma ni am na doomu aadama bu am fitu jàmmaarloog moom kon mu mel ni parce que en toute chose il faut être objectif. Sans vouloir faire de commentaire wala vouloir faire d'immixtion ci loo xamante ne nii wax nañ ko sànq pëtum néegu biir la lii nii dañ koy comprendre parce que xam nga sànq yaa ngi wax yi kilifa yi yónnee nañu pour waxtaan se waaye kilifa yi ñoom seen wàllu bopp kenn nattablewul seenu dayo ak seen tolluwaay ci xam-xam seenu tolluwaay ci zahir ak ci baatin biir na ma ni am nañu matuk am def preuve de dépassement am compréhension am dégg-déggu volonté bi nga xamante ne ni xale bi am na ko muy taawub Sidi Lamine Niass mi nga xam ne neekat moom li bàyyam wax ala kulli xaal amul yéene daal di waroo ak moom te sax dañu koy déglu léegi nii ci kanam moom Cheikh Niass ndax Boucar Alpha Kane fexe na ba taataan ka kàddu yooyu la ñuy déglu ngir mu wax la nga xamante ni moom moo waral tey jii mbébét yi bàyyam jooj yi mu war koo matale te loolu ndëg Alaaji Ngagne gëw ma ne mën nañ see doomu aadama léeg-léeg dinañ ko ñaanante nag ci biir bokk waaw léeg-léeg dinañ ko ñaanante mën nañ koo ñaanante ci biir bokk waaye gëw ma ni mën nañ see yedd doomu aadama non dañ koy ñaanante baax na ñu déglu Cheikh Niass lu tax ma ne c'est cohérent il faut ñu comprendre kan mooy Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass moo ngi juddoo Kaolack dëgg la nongol daara la nekk mu sëriñ destin am mooy xëy na nekkoon ab sëriñ di dund vie confortable mais il a fait beneen choix beneen destin beneen destination mooy ñëw à Dakar ñëw dugg si benn élite ñëw dem ba nekk un intellectuel dem ba ilif ay intellectuel tey nii après plus de 33 ans 34 ans ñëpp nangul ne ko Walfadjri institution la li mu fi bàyyi institution la moom Walfadjri soo xoolee dafu ko benn affaire clanique dafu ko yëfu ay ñeseen dafu ko fi mu bokk déedéet daf ko def yëfu ñëpp bañ nag ba li mu doon bàkkoo sax mooy amul ay taalibe ay professionnels yooyu ñëw di daan seen doole flat yu mois ñu leen di fay donc c'était ça si biir Walfadjri il y avait pas de Niass amuloon benn mbokk si Niass donc li mu gëmoon mooy liggéey avancé am benn deuxième chose mooy Sidi Lamine Niass daa am combat c'est-à-dire que li ñuy yëpp tey nii bu ñu fàtte ne que comme Sidi Lamine Niass mooy la voix des sans voix nekk fi pour ñi nga xamante ne amuñu seen baat mënu ko dégg donc combat boobu noonu tey loolu moo tax Sidi Lamine Niass
bañ naa ko ba récemment chaque jour ñooy doon waxtaan pendant plus de 3 heures si ay WhatsApp chaque jour ñuy waxtaan li mu doon wax c'est clair mooy li tardé Sénégal problème mu sénégalais yi mooy muy politicien muy kilifa yi yëpp c'est-à-dire que c'est problème bi yëpp tey nii mooy il faut ratisser large moom loolu la yàgg gëm ratisser large nag tey nii Dakar la réaliser Dakar tey la nekk donc c'est tout à fait normal mais nag suñ ko jànkee Dakar na ñëpp jàpp ne Dakar tey nii jànk nañ ko Kaolack na ñëpp jàpp ne jànk nañ ko Touba ndaxte ñëpp xam ne lu mu fonkoon tamit Touba ak Sëriñ Touba ñëpp jàpp ne jànk nañ ko tamit Tivaouane ndax ñëpp xam ne nu mu fonkoon Tivaouane ak El Hadj Malick ñëpp jàpp ne moo ngi fépp donc tey nii Dakar Yoff bi mu tànn Yoff bii nii c'est un choix qui est tout à fait cohérent maanaam bëggul woon benn privilège li mu bëggoon donc mooy fii ñëpp nekk loolu la doon wax benn jour doon waxtaanoon ma ne ko foo bëgg ñu dem est-ce que da nga bëgg benn zawiya wala daanoon mu ne non man kay lu simple lii kay ay le corps moom jàppoon na ne que corps gi c'est pas du loolu moo am solo corps c'est rien du tout donc li am solo dëgg mooy ruux gi li am solo tey nii mooy ñun tous ces enfants sont unanimes derrière moi mooy lan mooy effectivement Dakar Yoff conformément ak ay jabaram conformément à ses volontés ndaxte tey bisu Sidi Lamine Niass tey mooy dernier jour Sidi Lamine Niass tey nii sunu ëllëg c'est fini beneen histoire beneen page mooy ubbi mais c'est plus Sidi Lamine Niass en tout cas fàttaliku mooy am en tout cas témoignage en tout cas ay conférence xëy na mais Sidi Lamine Niass tey nii mooy dernier jour il faut ñu respecter ñoo ngi ñaan taalibe yi comprendre naa seen lépp seen demande comprendre naa ko bu baax mais yéen tamit comprendre leen famille bi ñun defuñu ko c'est pas un choix égoïste c'est un choix qui est voulu. Le principal intéressé muy Sidi Lamine Niass Sidi Lamine Niass moo bëgg Walfadjri moo bëgg Yoff parce que Sidi Lamine Niass moom c'est une personne multidimensionnelle c'est pas seulement kilifa gi c'est l'homme de médias c'est le défenseur n'est-ce pas des sans-voix des libertés donc pour man c'est ça et encore une fois choix wu tey nii suñ ko yóbbee Kaolack finalement mission ce sera une mission locale tey Dakar c'est une mission nationale c'est une mission internationale et loolu tey pour man c'est conforme à sa volonté et à son combat. kon El Hadj Ngagne Diagne ñoo ko déggandoo doom ji wax na Cheikh Niass di ab taawam ci nit ki na ko bàyyi bu bëggee woon noonu la ko defalee mu nekk un choix consensuel boole Sénégal gépp ufu ci wetu Baye Laye waaye mel ni mu nga Tivaouane mel ni mu nga fële ca mu nga Médina mel ni mu ngi Touba mel ni mu ngi Ndiassane mel ni mu ngi Pire mel ni mu ngi Sénégal. maanaam mi ngi Sénégal. mu ngi Sénégal. mu ngi Sénégal waaw. mu nga moom lay wax ne yal na yàlla dajale xol yi. tigi ba daal ñu kàddu gi doon benn. ndax ku mel ni El Hadj Sidi tey wane na lu bari boo déggee discours xale bi rek xam ne kan moo doon Sidi ni mu séddale woon boppam. waaw loolu dafa am solo. mais ñi ngi ñaan yàlla rek yàlla xare ko àjjana. amiin te it cat bañ koo jiitu ci bàmmeel. amiin amiin ndax am na lu mu fi bàyyi. am na yu mu fi jëmbat. am na yoo xam ne yii suuxat ko moo am solo. parce que tamit fokk ñu jàpp ci gën a suuxat li fi Sidi Lamine bàyyi. à travers njabootam. à travers employéem à travers ay soppeem. ak mag ñi nga xam ne ñoom Tidiane Kassé ñi nga xam ne ci ñi nga xam ne. ca njëlbeen ba moo tax gis nga kilo suuxatle kilo doon suuxatle dafa jar a fonk kilo doon suuxatle bàyyi ci xel bu jébbee jigadiwu la waaw kon kilifa kon ñu dellu fële ca principal fekk fa mi ngi Maram Ndiaye Khalifa Diakhaté dellu si nañ si yow foofu ca principal waaw ginnaaw déclaration bu Cheikh Niass xam la ne li ñu def c'est conformément à la volonté de son père mooy ñu daal di koy rob fële ca Yoff noonu la ko baay bi bëggee woon. tout à fait man sax yooyu la xibaar laa am su moom moomu di taw
ndaxte maa ngi leen doon yónnee son bi far bokkar ni moom ngeen tegoon léegi parce que fii jafe-jafe la souvent ñu mën a nekk en contact xam luy xew si rajo ba mais lu ma la mën a waxal daal mooy kilifa yi ñu ngi dem par benn parce que jëwriñ bu njëkk bi di Mouhamed Boun Abdallah Dionne jamono ji romb na ma fi ak convoi am. ndax dañ ko jullee ba moo yor kàddu njaboot gi. waaw mi ngi. fële nga xam ne moom oui. dañ ko jullee ba noppi. déedéet moom fu mu nekk nii xibaar yooyu la ñu amagul sax parce que fu mu nekk nii ñoom takk der yi ñoom ñoo occupé léegi espace bi. très bien lépp lu fa taxaw génne nañ ñu si ñun ñi dañoo des si biir hôpital jaar si ginnaaw rek làqatu mais ñëpp génne nañ leen si biti. mais fi ñu taxaw nii si biir jàkkaarloog morgue bi fu mu féetee suñu tànk la convoi wu jëwriñ bu njëkk bi jàll si la ki nga xam moo di Pape Malick Sy di porte parole famille Tidiane fële sa Tivaouane jàll. mais ba tey jii nit ñaa ngi fi ba tey doom jaa ngi ne di romb di dugg donc mun nañ jàpp ni ba tey jii daal kooru ki nga xam moo di Sidy Lamine Niass muy dépouille bi ñu ngi fii si morgue bi génn guñu ngir rek wutali fële nga xam ni moom moo di Yoff ki mujjee dugg tamit di Maay Cissé di raqu imam bu Medina Baye moom it ba tey jii génnagul ñi ngi si biir ngir rek xam na xool finalement ban décision lay jël mais doom ji moom lu mu wax seen kàddu seen si yéen léegi leer na. parce que dafa mel ni mi ngi waxtaan wi dafa mel ni waxtaan wi teer na. dafa mel ni teer na ndax bu doon waxtaan wi teerul kon Cheikh Niass du def déclaration kon mën nañu njort ne waxtaan wi teer na wala bu teer ak bu teerul it la nga xamante ni mooy njeexital ga nga xam ni moom dong nga ci mën a am biral na ko. amatul lenn luñ ci naatable. tout à fait kilifa yi ma lay wax sax ñeneen ñi ñu ngi gën di dem donc ça veut dire que ni am na mouvement à l'intérieur mais malheureusement pour nous il y a les forces de l'ordre qui sont là que tu sois de la presse ou bien ailleurs tu ne peux pas accéder donc dans la morgue de l'hôpital principal de Dakar où se tient présentement la levée du corps de Sidy Lamine Niass. merci beaucoup Migui Maram Ndiaye nekk fële ci l'hôpital principal di toppatoo levée du corps bu Sidy Lamine Niass qui sera enterré à Yoff, c'est officiel. Son fils Cheikh Niass vient d'en faire la déclaration, vous l'avez entendu sur cette antenne, indiquant que son père lui-même en avait formulé la volonté. Malgré donc la mission de Kaolack, la décision était toute prise parce qu'il s'agissait bien d'une dernière volonté qui a un caractère sacré. xam nga mooy li nga kii nii rek buñ ko tinkee ci wolof. mooy am na baat bu autorisé bu wax. du baatu sax kilifa kër gi. mais baat bu autorisé la ndax bu nit delloo ci boppam dafa am ñoo xam dañ leen di woo. ci njabootam wax ak ñoom mooy ñaanante boobu ci biir néeg bi. ñaari ci biir néeg bi lañ koy defee. ñun dey bëggoon nañu nàngam ñoom it ñu ne buñ ko defee woon nàngam loolu ci biir néeg lay amee. waaw defe naa ne ñu nga ca yoon ba te yaakaar naa ne sax dinañ trouver solution. dinañ trouver solution ndax ay kàngam lañu. bul fàtte ne ay famille kàngam lañu ay boroomi xam-xam lañu ay nitu diine lañu. xam nañu la ca biir kon yaakaar naa ne dina am solution l'essentiel mooy li may wax rek mi ngi gën a guddi. te it barab ba xam nga diggante bi. du yomb talibeek yu mel noonu loolu laa ne daal ñu bàyyi ci xel waaye daal lépp yiw la Sénégal la xewe kan moo dem doomu Sénégal kan moo dem xeexkat ba ci lan ci bu ñu songee diine ci sax boo demee ba bëgg a soppi kàllaama alxuraan mala nangam mu yëkki baatam jooyante la ne la déedéet nii la yooyu yëpp Sidy ci bàyyi xel ñu dellu fële ñu dellu ca Yoff fekk fa Amagor Robert Niang Amagor salaamaaleykum. salaamaaleykum Khalifa. alors Amagor la mooy situation bi foofu ca Yoff. waaw jamono ji luñ ci mën wax mooy nit ñaa ngi yokku journalistes yi tamit teew nañ ak seen i caméra nii gis nañ ni daal nit ñi yokku nañ bu baax te jeunes yi tamit ñu ngi woon seen biir pick-up mais génn nañ taxaw jéem rek taxaw ci buntu bi nii. parce que nit ñi instant bi def nañ benn fil ñaari fil yoo xam ne dañ ko teg ci buntu suuf bi parce que nit ñi bëri nañ lool naaj bi tàng na mais ñu ngi fii taxaw ku nekk koo gis mu ngi yor kurusam ñi taxaw nañ ñi toog ñi wéeru seen i oto yaa ngi ni bëri fi parking bi moom fees na del xaw ma nag oto yi jëlee war a jógee ci l'hôpital principal fan la ñuy taxaw mais jamono ji parking bi fees na del foo gaare sax amatu fi loolu daal lañ ci mën a waxandi Khalifa.
jërëjëf Amagor Robert Niang nekk ca Yoff kon ngañ dafa mel ni nit ñi ñu ngi anticiper. ngir xam nañu ne déplacement bi du yomb. du yomb am nañu jógee principal. pour jiitu fële. tigi waaye fan lañ koy jullee. bu dee jullee ñu ko ba noppi. parce que ñoom mi ngi fa ñu ne. waaw dafa sori yoo lool ak. fii ñu ko li ëpp nag li ëpp ci principal nag. duñ fay jullee. levée du corps bi la ñuy jël. ñaare dañuy baaxoo jaar sëwiyee maam El Hadji Malick jullee. ou bien ñu jubal Yoof ca jàkka jafa ne. ñu jullee la fa. loolu ñaar yooyu mooy mën a am. mbala xëy na mu tànnoon aussi bu jógee fii ñu jullee ko xam nga yooyu yëpp ay nit. da koy bàyyi da koy waajal. ndax xam nga ni ngañ ki amoon une sacoche. def si te fu muy tukku yóbbaale ko. def si perkaala ba. voilà def ci lépp lu ñuy waajale doomu aadama. ba fu mu ko dabee. xam nga ni kooku mën naa waajit. fa ñu ko war a jullee ba fa mu ko dabee ndax maa ngi dégg sax ne ci gàmmu gi li yaram wi naqari yëpp fexe na ba dem jullee ji Médine. ca yonent ba. waaw li yaramam naqari yëpp forcé na ba jullee ji ca yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba jaar ci Cheikh na Ahmed Tidiane xam nga kooku tamit ne la leer ne sóor na fépp fu ko dem dabe. alors ngañ ñu dem rek fekki Mame Matar Gueye bu Jamra. Mame Matar Gueye di ku ci mën a wax. Mame Matar Gueye li tax mu mën cee wax. te doon ku ci war a wax. mooy ka mu bokkal. di magam di Abdou Latif Gueye. ku jege woon la Sidi Lamine Niass. mu fekkee seen ab ànd. bu fekkente ne fekk nga sa àndi mag. bu nettali jotee. foog naa ni la meilleure personne ressource maa teewoon yow lay doon. waaw Seydou Mokhtar. waaw mu ngi ñëw léegi. bu ñëwee rek danañu wax la nga xamante ni dama lay bàyyi ak moom rek. ngeen waxtaan dellu se ci xilaas beeg taarix beeg jaar-jaar yi. bu ko defee danañ ñëw ak moom ci mbooleem la nga xamante ni xëy na ñaari jëmm yooyu sexoon nañu ko. te ràññee ko woon ci xeex ngir luy jëme kanam diine. xeex ngir luy jëme kanam ak yelleef doomu aadama. xeex ngir jëme kanam lépp luy delloo ginnaaw doomu aadama. ndax ku nekk xam na ni wàllu drogue xeetu sinébar. moom Abdou Latif Gueye. am na yu am solo yu mu si indi ci wàllu charte réew mi. ba nga xamante ni dem nañu ba drogue nekk loo xamante ni criminel sax lañ lay jàppee. ko dugal waaw bu fekkente ne ni maanaam liggéey nga loolu kon ñu bàyyi la ak moom. Seydou Mokhtar allo. waaleykum salaam Seydou Ngagne. Gueye maa ngi lay nuyu. waa kay ñu ngi lay delloo ziar. voilà waxtaan bi nag ñu ànd ceeg Khalifa Diakhaté. waaw d'accord waa kay bëggoon la bàyyi nag mu nuyoo ba pare dugg nag ñu war a dugg nag ci waxtaanee kan mooy Sidi Lamine. incha allah incha allah. ci bisimilah. waa xanaa fi may tàmbalee rek mooy esalaat suñu njaal. askanu Sénégal bi. particulièrement yéen taskatu xabaar yi. ndax Sénégal bi yëpp a ñàkk na waaye yéen itam kenn gënu leen ñàkk ndax seen naataangoo la. di ko jàll itam këru diine yi. ndax bu ñu fàtte ne Sidi Lamine kilifa diine la. di set ak xan ci Cheikh Al Khalifa Baye Ibrahima Niass. di ko jàll tamit ONG yi. ndax ñun la jëkk a liggéeyal. ci boobu wàll. di ko jàll itam organisation islamique yi. ñoom Oustaz Dame Ndiaye bu la Ligue des imams et des oulémas maanaam ku li daal Sidi Lamine ñu ngi koy jàll Sénégal bi yëpp. te yéen itam di leen ndokkeel tam ci seen kër gu bees googule. di ñaan yàlla dalal leen ci jàmm te defal leen ay ndam yu bare bari. amiin yaa rabbal aalamiin. voilà Seydou Mokhtar tey bu ñuy indiwaat xale yi ci Alaaji Sidi Lamine. xale yi dañu màgg rek seen ko ak Walfadjri télévision est-ce que loolu la doore. waaw xam nga yàlla dafa dogal man day fekke naa lu bare. ndax xam nga bi Abdou Latif naxarloo comme ñu bari yàqu-yàqu yi ci jikko yi. te ñi ci gën a loru moo di tout tànk yi. ci mois de février 1983. ci la ko yàlla xiir mu taxawal benn ëttu yëglekaay. bu ñuy wax Jamra. waaw loolu ñu bari réeré nañ ko mbir ndax dañu defee ne Jamra dafa xëy rek nekk ONG. journal la woon d'abord.
waaye du woon format tabloïd format magazine la woon comme ni Jeune Afrique mel rek ak Nouvel Horizon journal boobu la ñu yore woon nag di ci liggéey ci wàllu drogue bi ci wàllu taalibe yi donc weer bi jot day am thème alors yàlla dogal digganteem ak Sidi Lamine li tax ñoom ñaar ñu gën a jaxasoo dañu daan daje di mbëkkante ci conférence religieuse koor gi ak ci xew-xew yi nga xam ne organisation islamique yi ñu ngi ko daan def mais particulièrement daan nañu ànd la main dans la main chaque fois bu défilé ak marche jotee pour soutenir le peuple palestinien Latif ak Sidi Lamine toujours dañ naan nekk au coude à coude waaw ci at moomu nag 1983 ba ñu demee ba mois d'août Sidi Lamine jot invitation Latif Gueye jot invitation bu jógee ci ambassade du Iran ñu invité leen ci dëkk bu ñuy wax Freetown mooy capitalu Sierra Leone ñu waroon fa dem ci benn conférence bu mag a mag boo xam ne Iran moo ko organisé woon pour ñu waxtaanee ci jafe-jafe yi umma islamique di nekk ci Afrique di am pour mën a wàccoo ak juróomu ponk l'islam mu di aji Makka kon thème conférence ba waroon am foofu ca Freetown affaire pèlerinage à la Mecque la maa ngi leeral ne nag amoon na seede bu ko fekkee koo xam ne mu ngi dund moom mooy rédacteur en chef bu Walf Quotidien ñu di ko wax Tidiane Kassé moom bokk ci tukki boobu ñoom ñett ñu daal di dem Latif Tidiane Kassé ak Sidi Lamine ne cëpp Sierra Leone yàlla dogal nag ba ñu nekkee ci seeni chambre d'hôtel Latif daal di déy Tidiane Kassé la nga xam ne moom Latif ak Sidi Lamine nas nañ ko mu di bu ñu ñibbisee dañu bëggoon samp journal ndax dañu naqar woon monopole bi fi amoon ndax xam ngeen booba tubaab yi dañ fi bàyyi woon Paris Dakar dem mu jigi soppeeku nekk Dakar Matin dem ci njàlbeenu nguuru Abdou Diouf soppeeku daal di nekk Le Soleil yore monopole nag ci wàllu quotidien parce que quotidien amu fi woon ndax site bi fi nekkoon mensuel la le promotion bu doyen Boubacar Diop hebdomadaire la Takusaan bi fi Ablaye Wade créé woon tamit mensuel la yooyu daal ñoo fi nekkoon ak tamit le journal satirique Le Politicien bu ndem si yàlla si Mame Less Dia ñoom ne nañ nag dañu bëgg ñëw wàllu si ndax casser le monopole de l'organe gouvernemental Le Soleil alors léegi nag Sidi Lamine ak Latif daal di weccoo xalaat ci ban tour la ñu war a jox journal bi Latif ne ko daal comme que dafa nekk journal boo xam ne li mu bëgg mooy indi bees ni jant bi di indee bees buy jóg di jolli pour leeral àdduna Latif ne bu ma sañoon ñu tuddee ko Loroor looloo xam nga ci wolof mooy fajar waaw Sidi Lamine ne waaw kon te ñu jël tur bi ko yàlla tuddee moom ci boppam ci suratul fajri ñu tuddee ko wal fajri rek alors comme que ñoom ñaar ay doomu ndey lañu woon dañu yabante woon mu jógi ñu daal di couper la poire en deux daal di tuddee journal bi wal fajri ba pare ci suuf ñu bind ci bu ndaw Loroor ñoom ñaar ñi ko sosoon nag Latif gis ci boppam ndax moom moo indi turu Loroor bi Sidi Lamine gis ci boppam ndax moo indi wal fajri bi léegi ba ñu ne cëppa Dakar problème daal di posé wu pour am siège ndax xam nga jamono booba Tidiane Kassé bii ma la tudd mu nga nekkoon Takusaan fa la daan binde Latif tamit freelance la woon léeg-léeg muy bind Takusaan léeg-léeg mu daan bind ci journalu Cheikh Anta boobu ñuy wax taxaw dana bind tamit Afrique Asie daan na bind fu bari fu ne waaye Tidiane Kassé xarit la kóllëreem la doomu ndeyam la Latif day ko mbir mi nag ne ko bëgg naa nga dugal sa loxo ci premier numéro bi daal di koy ñoddi mu ñëw ba ci bureau mu ne ko dama bëgg a départ bi nga bindal ma benn numéro bu am solo benn article bu am solo ci njariñu le rallye Paris Dakar parce que boobu werante bi bari na ñi naan Paris Dakar amu fi njariñ dañ fiy indi ay jikko yu bon dañ fiy nangam lu ne ñu wax ko pendant ce temps Latif bàyyi fa Tidiane muy bind moom ak Sidi Lamine ñu daal di ànd jëm imprimerie alors noonu daal le premier numéro bi génne
mu nekk nag benn format tabloïd parce que Walfadjri mu nekk benn format magazine. maa ngi ak moom xëy na li ngeen nekk rajo moo tax mënuma leen ko wan. waaye premier numéro Walfadjri du woon tabloïd magazine la woon. mu nekk numéro bu xumba lool laaloon na arrestation injuste bi ñu arrêté woon Sidi Lamine parce que fàtte naa préciser sànq ne bi Sidi Lamine ak Latif di waaj am inspiration pour samp journal bi Sidi Lamine mu ngi doon doog a génn kaso te yu mel nii moo taxoon ñu jàpp ko naan nga xarlu monopole ak di kaas di taxawaayu leader religieux. Alors ba nga xamee ni kon il était question ñu am siège kii ne dama bëgg ñu yóbbu ko sama kër Latif ne ko d'accord ma ndax bu ñu ko yóbboo sa kër dinañ la ameel àq ndax dootu am vie de famille mu jigi ñu daal di d'accord nag ne dañ luwe ji benn poxus fii la woon ci rue 27 angle 20 boobu ñoom ngañ jaay ñi waa Médina yi ay tout tànk la ñu woon waaye ñoom daan nañu romb koñ ba di fa foo poxus boobu ñu luwe woon nag luyaas bi xam naa diggante 50,000 60,000 la ci li ma jàpp waaye weesul woon 60,000 mais comme que jamono booba Latif amoon na journalam parce que Jamra en tant que organisation amul woon wax naa ko sànq waaye journal la woon pour bañ a fay ñaari locaux local boobu la ñuy jël benn plaqué xaaj ko ci digg bi benn wàll wi ñun ñi yoroon rédaction Jamra ñu nekk fa ak Latif en tant que directeur de public te muy seen directeur de nekk suñu directeur de publication beneen wàll bi Sidi Lamine jël ko ak ñoomin Tidiane Kassé et tout ça mu nekk le siège de la rédaction de Walfadjri Sidi Lamine nekk fa le directeur de publication Abdou Latif Gueye nekk le premier rédacteur en chef dans l'histoire de Walfadjri. Abdou Latif. Entre parenthèses au passage maa ngi rafetlu ñàkk ki ñaan Tidiane Kassé ndax def na benn témoignage bu rafet di dëggal ne que le premier rédacteur en chef du journal Walfadjri Abdou Latif la te mënoon na ko ci bañ a fekk waaye maa koy rendre hommage ci ñàkk ki ñaanam te mu ngi fii di ñu dégg mu ngi fii ci Walfadjri xam la ne ba tey alors léegi Walf nekk nii Jamra nekk nii ñu àndandoo di jógandoo di daanandoo parce que wóor na yàlla ni donte léeg-léeg bi weesuwul woon 60,000 waaye léeg-léeg bu weer dee Sidi Lamine ak Latif balaa ñoo matal njëgu luyaas bi fu ne lañ daan dugg ndax jamono ju naqari xam nga presse indépendante rek état dimbaliwu la kenn dimbaliwu la alors bref ci gàttal daal fukki junne ay koppar la woon yàlla dogal jamono di dox Sidi tamit avec ses relations internationales Latif tamit ak avec ses relations avec les ONG internationales ba mujj gi ku nekk tànn yoonam Sidi Lamine jaar ca wàllu wee journal bi dem ba nekk parce que bimestriel la woon da daan génn par ñaari weer mu dem ba nekk hebdomadaire mujj gi mu nekk quotidien rajo topp ca télé topp ca Latif moom jaar ne ba journalam boobu ñuy tuddee Jamra le magazine des dossiers sociaux dem ba nekk association ñu tuddee ko AJAT association des jeunes de Jamra ki ko jiite woon tam mu ngi dund mu ngi may dégg ñu di ko wax Alaaji Mbay Sall mu ngi ci stafu Idrissa Seck leader du parti Rewmi moo ko piloté woon AJAT dem nag ba soppeeku nekk association dem ba soppeeku nekk ONG voilà waaye terewul nag donte lee taxalikoo nañu parce que amoon nañu des divergences de vues ci doxalin waaye terewul en tant que talibé en tant que mbokk talibé Sidi Lamine ak Abdou Latif daal di maintenir de très bonnes relations moo tax maa ngi yónnee sànq Pape Ngagne Diagne ci WhatsApp di Sidi Lamine invité Latif en l'an 2002 ci anniversaire dans les locaux de Walfadjri ñu doon fa célébrer le 18e anniversaire de Walfadjri Sidi Lamine jël fa benn photo bu historique mu taxaw ci digg bi entouré de ses compagnons de la première heure Tidiane Kassé féete ko nijoor Latif Gueye féete ko càmmoñ photo bu historique la yónnee naa la ko Pape Ngagne Diagne xaw ma ndax jot nga ko am déet ok alors ginnaaw gi jërëjëf taal benn sondel Maam Lees Camara fekkee na ko Sidi Lamine ne Latif yow yaay of sondel bi ndax ba dara xewul woon man la woon ak yow
ak Tidiane Kassé. jërëjëf. voilà kon nag fi mu nekk nii Sidi fekki na Latif. voilà fekki na Latif. ñu nekk ñaari jëmm yoo xam ne wax dëgg yàlla. xalal nañu yoon bu bari presse bi. ba fi presse bi egg nii tey ñoom lu ne daj nañ ko ci. surtout la jeunesse. Sidi Lamine dégg nga tëj nañ ko ci kaso. Latif coupé nañu bourse ya mu amoon. ndax bu ñu fàttali ne da daan jàng étudiant la woon doon préparer benn capacité en droit. merci waaye ba ñu yëgee collaboration am ak Sidi Lamine. yow duñ la sax bàyyeegul duñ la sax bàyyeegul. alors waaye. Makhtar ni ko ñëpp di waxee rek. mënuñu dul ñaanal leen. waaw Mame Makhtar Gueye ñu bayroom fay leen seen i jëf. amiin ndax ñaari compatriotes yoo xam ne liggéeyal nañu Sénégal ci wàllu wépp nag. sur le plan social sur le plan religieux. Mame Makhtar Gueye jërëjëf ñu nekk de grands patriotes. danañ dellusiwaat léegi ak yow. lu ñu leen ñaanal rek nañu ko xeeb. jërëjëf yàlla leen yàlla sànga malaanu yërmande. amiin Makhtar. te ñu xippee. àjjana fiir daws. jërëjëf Seydou waaye Makhtar bàyyeeguñu la. kon bul sorey moom Mame Makhtar Gueye bu Jamra. danañ ñëwaat tax moom ndax yi mu ñuy nettali yu am solo la yoo xamante ne dafay baax ñu xam ko. xanaa rek balaa ñoo sorey ngañ du yomb nag du yomb ndax jamono ji Antoine glissé ma léegi benn information bu ne carambolage ay oto yu mbëkkante dalante. moo xew ca pont ba nekk ca foire ñetti oto. foire ba ñetti oto foire bi ci Ndakaaru. ci yoon wi waaw ci yoon wi ñetti oto ñoo mbëkkante foofu la ca pont ba. ba tax na automobiliste yi nga xamante ni xëy na ñoo waroon jaar foofu ñu xool rek nu ñu ko teggee bu ñu ko mënee. wala bu dee mën nañoo taaxirlu laataa ñuy dugg ci yoon woowu nga xam ni moo jëm ca foire ca pont ba ak carambolage boobu nga xamante ni am na fa xam nga bu benn oto freiné wala mu am obstacle. ñeneen ñaari oto ñëw dal si kawam. loolu ñuy wax carambolage. circulation bi heure bi day danse foofu. rawatina foire bu Ndakaaru am na rawatina foofu mooy yoon wi nga xam ne ñiy jóge principal ngir teedam yoo foofu la ñuy jaar. waaw xanaa ñu contourné ko jaar ci autoroute bi. wala alkaati yi mu gën a gaawee. ñu gaaw évacuer oto yi parce que bu fekkente ni lu mooy automobiliste ak usagers yi sax ñii war a jóge fële ak lim bi ñu toll ci ay doomu aadama dina compliqué leen évacuer mu ngoog loolu gendarmerie defe naa bu foire bi. waaw bu ñu déggee rek ñu évacuer ko ndax metti na foofu diggante boobu. dégg nga Mame Makhtar. waaw Mame Makhtar li nga xamante ni wax na ko bettuma ci jaar-jaar bettuma parce que dafa fekk démb nañ ko waxee woon sànq ci junja démb jooju mu fekkee mooy moom la restituer ci anam yi mu ko restituer ak dëggu ga ñu ko xamee ak tey ga ñu ko xamee ak jikko yi puso ga ñu ko xamee waaw moom Mame Makhtar Gueye ndax it Latif sori na waaye soriwul ndax Mame Makhtar Gueye mii mu ngi fi def ci réew mi yoo xamante ne nii ñu bari yëguñu ko démb fii Njaay ba muy indi ay seede ca la mu fekke ci Sidi Lamine Niass ndax a fekke moo dàq ci nittali waaw moom la police bëgg de nee ñu eh bien Sidi Lamine Niass sol na aw dàllam loolu Mame Less Camara moo ñu ko baaxee dem ba ca réewi naar ya ngir daal di dox tànku jàmm ci diggante Koweït ak Sénégal ci xajam gu ci naroon a am digganteem ak Mauritanie taxawaay boobu Sidi Lamine doon taxaw tey jii Mame Makhtar Gueye mu ngi koy taxaw ci biir réew mi mu ngi koy doxe kon rakk la ci Sidi Lamine Niass ndax magam ñoom ñaar ñoo ko nampatal mu nga jeex na kon du bitte kon report kon léegi nii rek Bokar xamal na ma ni reporté nañu levée du corps ba maanaam yëkki ba ñu fa naroon a yëkki ngir yóbbu ko dañ ko reporté kon ngañ la nga doon wax dafa mel ni mu ngi waaj a ñëw ñu déglu mi ngi Maram Ndiaye ma nekk ca bërëb ba mi ngi waaw Khalifa ni nga ko waxee noonu la li nga xam ni moom moo di levée du corps bu doomu ki nga xam ne moo di Sidi Lamine Niass dañu ko dàq ba suba si 10 heures mu doon kaddu yoo xam ni doomam di taaw bi moom moo ko fësal léegi di Cheikh Niass nee na nag dañ ko reporté maanaam dañ ko dàq waaye renoncé wuñu maanaam seen volonté papa dinañ ko matale bu neexee ki maye fii di Yoff lañ ko fas yéene denc pour wan nag xam nga pour mu leer rek xibaar yooyu man mënuma eggandi foofu mais actuellement soo jàppee Walf yow di nga ko am en direct ngeen mën ko jël moom Cheikh comme ça auditeurs yëpp mun ko déglu parce que jamono ji moom moo fay wax ñu ngi ne jàkkaarloog man moom moo ko fësal di wax ni suba lañ koy amal ndaxte circonstance jamono ji mayewul
ñu amal levée du corps bi ba ko yóbbu fële sa Yoff di ko denc. ndax guddi na donc loolu information bi. La levée du corps de Sidi Lamine Niass est reportée demain à 10h au cimetière musulman de Yoff. Très bien. Alors mi ngi Maram Ndiaye jërëjëf. oui foog naa ni loolu lu yanu maanaa la ngañ. ndax ni nga ko waxee sànq mu ngee guddi. te guddi gi nga xamante ne nii mu ngee guddi. tax na ba am na ay autorités yoo xamante ne nii maanaam ñoom dañu fa jóge ndax waxtaani diisoo yi ñu sumboon. ak juboo mujj ci woon a am. ci rob bi. looloo waral autorité yenn yi daal di dem ngir bàyyi leen ñu póot seen póotum biir. ndax loolu it taxawaayu kilifa la. ba tax na daal taxawaay bi nga xamante ni kii di doom ju góor ji def rafetluwees na ko. ndax kat donte moom jamono ji am na si dogal. donte moom moo téye ndénkaane gi digganteem ak yàlla. digganteem ak baayam. am na cër bu mu joxe. niki ni nga ko waxee. nee nañu bàyyeendi ba file ak suba. ñu mën a matale ab yéeneem. waaw loolu yëpp ci ab cër la rek boo xamante ni. waaw xam nga dafa am foo xam ne nee naa la du xëccoo. tigi waxtaan la. waxtaan ak xëccoo du benn. lii waxtaan la. tigi te ñoom seen biir nekk lañ koy waxtaane tigi liñ ci am ñun. mooy ñaanal leen xol yi doon benn. ba lépp tegu ci yoon. ñun loolu la leen ci am. am ci leneen. ndax tamit nit nag bu delloo ci boromam. ay bokkam xalifa. dëgg la waaw foofu la décision yi di dem. waaye jàpp leen ne rek nañu jàpp ne yiw la. doomu Sénégal la bu tëdd ci biir Sénégal. Sidi Lamine doomu Sénégal boo déggee li kii wax. waaw li Cheikh Niass wax. loolu lay firndeel. ndax dafa ne bëggul maanaam symbole bi nga xam ni mooy bërëb ba ñu koy denc. daal di am connotation pété. moo tax mu ne bu ñu ko yóbbu fa nga xam ne. ni mu doon dundee fa la sosoo. maanaam ni mu doon dundee. waaw ndax dafa dem ba nekk yëfi ñëpp. comme yëfi ñëpp la ndëkk te Ndakaaru mooy Carrefour bi nañu ko fa denc. bu ko defee mu mel ni mu nga tudd Tivaouane. ci waxin ci Touba ci waxin. seen mel ni mu nga tudd Léona. mel ni mu nga tudd Casamance. mel ni mu nga tudd sax Popenguine. ñëpp lépp ndax ku nekk xamoon na digganteem. ak jàngu bi waaw. ndax boo seetloo. générique ba nga xamante ni moom la tànnoon jamono yi Reine Marie Faye ndeysaan suñu yaay ja Julien Jouga di def journal Julien Jouga saa bu daan jib ci digg bëccëg gi bu daan jib rek nga xam ni soxna su tedd soosu mooy wax di suñu ndey di Reine Marie Faye loolu koy ubbi moo daan def journal bi waaw foog naa ni loolu tamit mandarga bu rëy la ndax bu fekkonte ni dafay doon sëriñ boo xamante ne nii tolérant wul. wala muy sëriñ boo xamante ne nii xëy na dafa am yeneen beneen gis-gis. di imposer pété ci boppam. dafa naan lu tax may teg way catholique. pour sama journal. tey Julien Jouga lu mu ca way. jàmm la ca way. ku mu ca àndal. du Ndiaye Coumba Rose. Sénégal yàgg naa doon benn. voilà ñoom ñëpp tey ñu ngi ci dëgg. tigi xoolal muy Alaaji Duudu Ndiaye Coumba Rose Julien Jouga acca ñu dem. ok ñu fekki Amagor Amagor Robert Niang. Amagor salaamaaleykum Amagor Robert Niang dinañu xamal Amagor yaa ngi may dégg. allo waaw maa ngi dégg bu baax Khalifa. Amagor est-ce que am ngeen l'information selon laquelle bàyyi nañu levée du corps bi maanaam bëtal nañu ko ba ëllëg ci yor-yor ji. allo. waaw dama ni Amagor ndax yaa ngi may dégg. ban information ngeen am foofu. ndax bëtal gi ñu bëtal rob bi ba suba ndax jot ngeen si. waaw Khalifa jamono ji fii ñëpp a ngi bàyyi ñëpp a ngi ñibbi. parce que dafa mel ni ñoom dañu jot information ni enterrement bi dañ ko reporté ba ëllëg. 10 heures. moo tax ñu fi teewoon ñëpp ñu ngi nii di ñibbi. oto yaa ngi départ rek ñu fi newoon ñëpp daal ñu ngi nii di ñibbi am na ñu nekk taxaw tamit di def joxe ay points de presse. am na ñëpp ku nekk am na gis nañ ni ñeenti point de presse am na fi ñëpp a ngi wax ci mbir mi yëkkati seen i kàddu jamono ji daal ñu ñëwoon fii yëpp pour teewee lii di enterrement Sidi Lamine Niass ñu ngi bàyyeeku di ñibbi seen suñu jógee di ñibbi seen kër. Amagor Robert Niang ñu ngi lay gërëm di la sant kon. allo. waaw Amagor dafa am leneen loo bëgg a souligner leneen. allo Amagor jërëjëf parce que foog nañ ni information bi jot nañu ko. maanaam lépp matale na. ndax fële ca principal bëtal gi biir na jot nañu ko fële ca Yoff kon rendez-vous bu dañu koy joxe suba bu soo si borom ci yor-yor gi
te ngañ disposition yi danañ ko gën a jël. te foog naa ni sax buñ si tolloo daal. xat-xat yi ñu am tey. xëy na dañu xam nan lañ koy juguler. ñu dem fële nga xamante ni moom mooy ca principal la ñuy jëkkee. xoolati mi gi ak na nga xam ne nan noonu la taxawee ndax fële ca Yoff nit ñaa ngay ñibbi ndax yëg nañu ne rab bi amatul gannaaw ba donte niki ni ko Cheikh Niass waxee. lii di bëgg-bëggu baayam di ndénkaane bu mujj dana ko matale ndax loolu mooy yéeneem mooy rob ko fii ci Yoff donte dana ko matale dañu ko bëtal ba suba loolu mooy xibaar bu mujj bi fële sa Yoff nit ñaa ngay ñibbi bàyyeekoo ca armeel ya fële ca principal mi ngi Maram Ndiaye moo ñuy wax ana lu fa xew mi ngi ñu ngi waaw xalifa léegi rek ki nga xam ne moom moo nekkoon imam Alioune Badara Ndaw moom laa doon waxtaanal mi ngi noonu di dugg si oto moom it di ñibbi ginnaaw ba nga xam ni xibaar bi rot na mooy dàqub levée du corps bu imam bu Sidi Lamine Niass moom nag yëkkati na ay kàddu yu rafet teg ko si ki nga xam ne moom mooy way ji dem ji di wax ne rek ñu mel ni moom nekkoon si ay jafe-jafe Sidi da daan taxaw dimbali leen si yenn xibaar yi sax dégg nga ko mu ni moom ba mu génnee Sidi ba mu ko gisee rek dafa ñëw jox ko xaalis bu bëri ndax méthode bi nga xam ni moom imam Alioune Badara Ndaw dund na ko kon jamono ji maa xëy yow autorité yi ñu ngi génn ndànk-ndànk Moustapha Niass romb na ma léegi ak li nga xam moo di convoi moom it di génn parce que xibaar bi nga xam ni moom lañ fa am léegi te taawu Sidi Lamine Niass fësal ko mooy dañ koy dàq ba suba ak jàmm dinañ amal levée du corps bi 10 heures waaye suñ su noppee Yoff lañ koy fas yéene yóbbu ngir rek jébbal ko li nga xam ni moom moo di boromam. et surtout matale dernière volonté am. tout à fait mais balaa ñoo la bàyyi rek Khalifa Diakhaté. on est en direct ak ki nga xam ni moo di Zator Mbaye. moom di kàngam bokk ci AFP nekkoon fi député. moom ñëwoon it ngir gunge ki nga xam ne moo di Sidi Lamine Niass. waaye kilifa gi ci mujjël ga rek dañ ko mujj dàqani ba suba ngir respecter volonté am yóbbu ko fële sa Yoff. gisoon nañu relation ak ñi nga xam ñoo di way politique yi yéen nekkoon ngeen su ku jóge jamono jooju lan nga ñu su mën a jox ci tënk. ci tënk jaale askanu Sénégal ñaanal ki nga xam ne moo fi jóge tey yàlla xare ko àjjana yàlla jégal ko ay bakkaaram parce que loolu moo am solo yàlla aussi su ko nit njabootam teg loxoom ci njabootam ba nga xamante ne fa mu leen féete woon yàlla dana leen fa féete je crois que tey ñëpp loolu la ñu war a jàpp te xam ne muy Yoff ak muy Kaolack fu mu munti nekk rek yàlla na nekk yërmande yàlla na ko malaaka yërmande teeru teral ko yóbbu ko àjjana cheikh mi mu yaakaaroon teral ko loolu daal laa ci bëggoon a sànni ci ay kàddu nit ku baax la woon man sama dëkkandoo la woon ñoo bokkoon koñ ni mu mel la mel ñëpp gis nañ ko nitu dëgg la woon amoon ay conviction défendre ko jusqu'au bout yàlla na ko ci yàlla daal defal xéewal loolu lañ ko mën a ñaanal ci bés bu toll nii. di ko jaajëfal baax a baax moom kilifam di Moustapha Niass kàddu yi mu yëkkati mooy ba Sidi la ko àdduna lu mu njëkk a xalaat mooy groupe Walfadjri. nee na nag mi ngi ñaanal boobu la groupe mu gën a dëgër ba fu Sidi tegoon tànkam ak loxoom mu ne ndaw yi nañ jàppandoo ñoom ñëpp ba bañ ko bàyyi. donc loolu ndénkaane la moom Moustapha Niass moom moo ko teg si loxo ñi nga xam ni ñoom ñooy suñu moroomu naataangooy nekk foofu sa Walfadjri. jamono ji maa ngi jéem a dugg parce que ñu ngi ñuy bàyyi ñu jàll ndànk Aliou Diouf mi ngi noonu si biir bu eMédia.sn ak Silla donc ñoom soo leen ma jot rek mun ngeen jokkoo ak ñoom ndaxte ñoom ñoo ma gën a jege li nga xam ni moom mooy fu levée du corps bi daanee. jërëjëf fi ñu jàppoon ni fa la waroon amee fi ñu jàppoon ba fi ndax amatul mi ngi comme ni nga ko leeralee jërëjëf mi ngi Maram Ndiaye Oldou Ngagne mooy maanaam Oldou Ngagne de si rédaction bi la war a yem dafa def rëcc ndax xam nga yow da nga OFT sunu kii la waroon ñu sunu langage la waaw suñu langage bu ñu bokk intime ñu dem ca Kaolack Ngagne El Hadji Ngagne Diagne ñu dem ca Kaolack daal di fekki ka nga xam ni moom mooy Seydina Aba Gueye mu nga ca Léona Niassène foofu nga xamante ni ñu ngi doon xaar ñu indi fa kii di Sidi Lamine Niass ginnaaw gi ci la doom ja biral ne loolu du woon ab yéeneem te lépp rek ngir Sénégal moom gu ko ñëpp moom ñu ngi lay déglu Seydina Aba Gueye salaamaaleykum. waaw Khalifa Diakhaté. waaw ñu ngi lay déglu Seydina. allo. Seydina Aba Gueye ñu ngi lay déglu. waaw Khalifa. waaw bismillah. waaw fii ci Léona Niassène nag jot nañu déggoo léegi ak waa kër gi. liñ ñu xamal mooy Sidi Lamine Niass ala kulli xaalin fii ci Kaolack lañ koy denc.
ba noppi xamal nañ ñu ni jokkoon nañu ñoom ak Ahmed Khalifa Niass mi nga xam ne Dubaay la nekkoon nee nañu jamono ji mi ngi Mali di ñëw Sénégal dafa escale Mali léegi nag li ñu xamal daal mooy fii ak timis bu soobee yàlla dinañ def déclaration officielle waaye daal nee nañ jamono ji ci tënk li ñu mën a jàpp mooy te li ñu mën a wax mooy Sidi Lamine Niass bu soobee yàlla fii lañ koy denc fii ci Kaolack. di gërëm Birane Cissé mi nekkoon ci dëgtal gi ànd ci ak Jean-Pierre Dieng Bokar Alpha Kane mi nekkoon ci coordination bi Alaaji Ngeen Diagne kaddu gaa ngoog nga tëj ma bàyyi la nga tëj. ci kàttanu borom bi fa tabaarakallaahu di gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan yàlla dolli jàmm ci réew mi dolli sutura ci réew mi mooy li ma waxoon lii Sidi Lamine kilifa gu ne mën nga cee am loo jàngat ci jiite. ci njaboote. ci nooy doxale ci bañ a dargaaju xam nga boo xoolee Sidi Lamine mooy li mu amoon dargaajoowu ko. dafa séddale woon boppam. waaw dafa séddale woon boppam moo tax mu am lu mel nii aussi. loolu tamit jar na bàyyi xel. te it ku ne bàyyi xel ne bés dina ñëw. ñu tëral la nit ñi tiim la. di ñaan ci yàlla. ilimaan bu lay jiite ginnaaw nga koy féete. tigi lu tax néew ñu koy teg ci kanam ilimaan nekk ci ginnaaw parce que digganteeg yàlla la. tigi waaye boo demee ca jàkk ja ci ginnaaw ngay féete ilimaan. tigi waaye boo génnee àdduna. ilimaan ca gannaaw lay toll di la tinul. tigi di la tinul parce que mënulaa jiite. ilimaan day ñaanal néew. waaye jiitewul. waaw foofu digganteeg yàlla la moo tax ñu teg ci diggante ilimaan. te it loolu xalifa. nit ku ne war nga bàyyi xel bés boobu. ak koo mënti doon ak noo mën a mel. ak lu la yàlla mën a may. war nga bàyyi bés bii tey di nga tëdd. nit ñi tiim la di la tinul su digganteeg su borom. ak njàngale mi nga xam ne jàngale na ko ndax moom it mu ngi woon xam ab sacoche am à chaque fois. li si nekkoon mooy liñ koy waajale ngir daal di koy delloo boromam. waaw mi ngi ànd ak moom. jërë ngeen jëf. dama toog ba diggi joor tëdd nelaw jeex xel mi dem ci la xiraade moo